Sénégal diaspora nuyu nañu leen dikk ak yéen ci la Total seen bloc d'information dale ko tey si altine ji jëmee ko aljuma bu sooy suñu borom dimanche ñu ànd ak dimanche Total ak Mamadou Kane tey bi ñuy doore tey li ci gën a fës mooy kaddu yi njiit réew mi war a yëkki bu juróom-ñetti waxtu jotee muy 20h ci kanam tuuti lay doon waxtaan woowu leen nag daañu ko dabu daañu ko maanaam daañu ko gàttandu ba noppi topp ko ci wàllu càmbar gi ci waxtaanu li ci digg bi ba ci ñaareelu xaaju la Total bi nga xam ne tey édition spéciale la ñu koy jagleel loolu mooy li ci gën a fës ñu tàmbali kon ak lenn si li ñu jot a jukkil ci ayu bés bi. Sandaga la ñu koy dooree foofule ca marché ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa am ay cantine jamono ji sàkku nañu si ñoom ñu daal di fay bàyyeekoo ana lu ko waral ngir defaraat gi nga xam ni war nañ kaa defaraat bërëb ba app bi ñu leen jox nag mooy ñetti fan ci weeru juillet bi ñu dëgmal kuréel gi nga xam ne mooy association ànd taxawu Sandaga ñoom ñu ngay xeex ngir ñu daal di leen di dugal ci beneen bërëb ci nu mu gën a yaatoo waaye loolu fenn rek lañ ko wékk mooy nee ñu faaw maquette bi ñu leen njëkkoon a wan ñu daal di koy matale ndax beneenub maquette mën na indi ay juunoo wala jiixi jaax ci la nga xamante ne nii moom mooy séddale place bi loolu nag mooy solo jukki bi ñu leen jukkil ci nemeeku bi nga xam ni Amago Robert Niang amaloon na ko fa foofulee ca Sandaga ak mbooleem gàllankoor yi nga xam ni bi ñu dooree projet ba nëgër ni laxasu na ci ba fi ñu toll loolu la ñuy tàmbalee. marché Sandaga nekk ci xolu Ndakaaru ñu ngi ko tabax ci atum 1933 jamono di dox ba tey jii marché bile dem ba bokk ci bërëb yu ñu gën a ràññee ci réew mi ci wàllu njënd ak njaay. « 1933 2013 juróom-ñetti fukki at ginnaaw ga lakk gu metti daal di am ci bërëb bi. mu doonoon jéeya bu metti woon lool ci jaaykat yu nekkoon ca marché bile bu mu weesoo kilifa yi jël ndogal daal di tëj bâtiment principal bu Sandaga naam ñoom ñi lee nangu nañ ñu defaraatal leen seen marché bile waaye ñoom nee nañ d'accord ñu benn yoon ci maquette bu yees buñ leen wan. li ñu wax moom mooy plan bi nga xam ne moom nañu liggéeyoon ak acteur étatique yëpp mu nekk nii tey ngeen seen ko nii moom la ñu soxlawuñu beneen plan bu ñuy dégg ne am na beneen deuxième plan ñun deuxième plan concerné wuñu parce que boolewuñu ci suñu yoon nekku ci. te ñoom dañu jàpp ni maquette bile bokk dara ak bu ñu déggoo woon ci seen i ndaje yu ñu doon séq ak autorités yi. sa kër sax boo koy defaraat il faut nga tuxu xam nañ ko kon ça veut dire que ñun bañuñu fee jóge buñ ñu jaxaseeg opinion publique bi ñun ñoo gën a bëgg jóge fi parce que juróom-benni at lu ñu mos a wax mooy ku ñu defaraatal marché bi. kon bu ñu demee bañ nañu dañ ñuy defaraatal marché bi ñu wëlbatiku ne duñ fi jóge kooku contradiction la loolu kon waxu ku daanu sareet la. bu dee ñoom ñi lee ànduñu ci doxalinu liggéey bi ñu nar a door jëm ci yeesalaat marché Sandaga jamono jooju yeneen jaaykat yu yàqule woon ci lakk gu metti gu fa amoon ci atum 2013 ñoom ñu ngi xaar ba tey jii fii ci marché Champ des Courses. benn liggéey boo xam ne defoon nañ ko ñun ñëpp ñu kontaanoon ci wax dëgg yàlla bañ ko defee it toog ba benn instant amoon benn rupture ba tout récemment le ministre de l'urbanisme daal di ñëwaat indi laat ñu projet ba mu indee it y a des similitudes mais quand même am na ay changements yu ci am. bon parce que suñu xoolee changement yi parce que ñun dañoo ne woon suñu souci première mooy képp ku fa doon liggéey nañ la fa delloo. kon problème place da doon ñëw mais ñu wax changement ba njëkk a am ba ñu njëkk a gis mooy que daa am benn parking bu nga xam ne daa nekk sous-sol boobu it daa am ñu fa nekkoon mais man bañ ma waxee ba ma inquiétude woo ba ma ko waxee dañ maa ne am na benn mosaïque boo xam ne dañ ko indi kon pratiquement même su ñëwul à 100% kon foofu am na benn inquiétude boo xam ne mën ngaa ne à 95% problème mu place la mosaïque boobu dina ko indiwaat. fii nag wax bi benn la njaay mi doxatul nu mu daan doxee. ndax da ngay jaay ba ngoon doo am sax loo yóbbu sa kër. fu mu nekk jaay bi xoolal taabal yaa ngi ni gébb boo xëyee fii nga koy bàyyiwaat boo xëyee te demaat jënd di remplacer xam nga loolu neexul na nga ne daan di fekk ñu jaay suñu bagage ba mu jeex bu ngoonee ñu gont bu ñu xëyee jaay loolu balaa heure bi mu jeex ñu demaat jaay fu mu ne njaay mi mën nga ko jaay ñetti fan wala ñeenti fan du jeex ndax marché bi kenn du ñëw ndax Sandaga. mu doon lu metti lool lu ñuy dundandoo ci seen bërëb bii. bu njëkk ba dañ doon jaay tubaarkàlla macha allah di yóbbu suñ doom yi ñuy dem bitim réew ak lu ne amoon nañ ko Sandaga lu ne waaye fi mu nekk nii kenn yorul dara dañu toogee suñu ngor
dañu toogee suñu sutura dañu toogee suñu gëm yàlla. loolee tax ba boo tuddee Sandaga seeni xarkanam fireeku di wane nameel ak cofeel bu am seen diggante ak bërëb ba. man Sandaga mooy suñu yaay Sandaga mooy yaay jaaykat yi de xam nga rek ku ñu jëlee ak sa yaay rek moom comme noonu la rek la mënuñu am beneen marché boo xam ne comme Sandaga. yow mi yaa loo fi wut si am nañu weeti am nañu gis ne suba du leer am nañu weeti am ñu xëy seen. ginnaaw loolu ñu ànd ak yéen ci il nous inspire tey soxna Mariama Ba la ñu leen di jukkil ci ay jaajaaram ak mbindam ak mbooleem li nga xam ni warees na si sukkandiku rawatina génération yu bees yi ngir luy gën a jekkal seenu taxawaay ak ki la ñuy waxtaanee nag doon ki ñuy tuddee Mariama Ba ñu bëri xam ko ci kooku bind téere boobu ñuy wax ci nasaraan une si longue lettre maanaam mu mel ni ab bataaxal bu gudd ba jéggi dayoo bu mu leen jébbal ab xaritam boo xam ne ci biir téere bi en tout cas mu ngi ko tuddee Ramatulaay kooku li ñu mën a jàng ci moom rek mooy mu bokk na tey association féminine yi maanaam ñi nga xam ne ñu ngi ñaxtu pour àq ak yelleefi jigéen ñi ñu delloo leen ko moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite ci am réew ndax ci téereem boobu lam ci wone ak ci liggéeyam sax laay wax moom jàngalekat la téere boobu lam ci wone wax dëgg yàlla mooy que jigéen mën naa taxaw jigéen mën naa joxoñ nit ñi mën koo mën a topp moom wane na am na yoo xam ne ñu ngi ko fiy def ci réew mi te gënul même ñi nga xam ne borom xam-xam yi la buñ janoog suñu aada ak cosaan tàccu naan moom moo li fi gën waaye moom gis na ne bari na ci yoo xam ne ci aada yooyee buñ ko seetloo ba seetlu ko li yokk nooteelu jigéen lay def kon nag moom teel naa fippu moom Mariama teel naa yuuxu wax ñi ne de bu ëllëgee di ngeen dem ba mu yàgg ngeen taxaw ne wax dëgg yàlla war nañ xoolaat suñu taxawin parce que jigéen yàlla fa mu ko teg ñun dañoo wàccoowul ak loolu Mariama Ba kon la mu jàngale te mu doon lu gën a rëy mooy wax dëgg yàlla jigéen mën naa engagé wu ci ab combat jigéen mën naa xàll yoon jigéen bu àndee ak yiw ànd ak xam-xam ànd ak xel mu maaj wax dëgg yàlla mën naa jëmale réewam foo xam ne sax xëy na ñi nga xam ne ñoom ñooy góor yi buñ dogoo itam duñ leen mën a dab kon nag Mariama boo gisee ñu indi ko fii dañ koy won ndaw yi xam ne kii nekkuloon rek koo xam ne dafay ñaxtu ndax ay jigéen ñu jox ko àq ak ay yëleefam waaye dafa nekkoon koo xam ne wone na ci wàllu njàng ci wàllu taxawaay ci wàllu diine ci wàllu njub jigéen war naa mën a sax jongoo ak góor wasalaam. tey soxna yi ay Ndeye Marième Gueye salaamaaleykum ginnaaw soxna Mariama Ba ñu dem ci beneen soxna muy Mame Seye Diouf Mame Seye Diouf jaay café ak ataaya si pousse-pousse ci digg marché Sandaga justement loolu ci lay fortaatoo di ci suturlu ñu nemee ku jiko dellu si waat Mama Khadija Baye Massa Dione Massa Dione Massa Dione Mame Seye Diouf waa tey Dakar la ñuy dem di tol bi yàgg waa bu ñu demee ñu ngi defar ataaya café Touba Kenkeliba ngoon maa bi ñu defar meew. toll ci fanweeri at ak ñett dëkk ci benn baraak su xëyee teel jubali marché Sandaga ba mu am place su agsee préparé ay bagaasam segg café gi teg ataaya bi su noppee yeb ko ci puus-puus bi di wër di jaay. man maa ngi juddoo Lambaye dëkk bu ñuy wax Ndondal fa laa juddoo. non jàppatuma ne bi ma fi ñëw nag mais bi ma fiy ñëw xale laa tol comme kii ñu may ma sama tante mu yar ma. waaw man nag damaa yàgg liggéey bi may liggéey maa ngi jaay ndox bu sedd ñu may fay weer 2000 ma yàgg bëgg waar nag di ci ñafe may liggéey di liggéey ba yàlla dimbali ma may liggéeyu kër may liggéeyu kër dund ci lu nekk nag waaye ma di ko jaayante rek bi ma demee ba ay 2014 bi ma amee doom noonu ba sama doom fer sama mag beneen bu góor bi ñu demee buntu Pikine di nga ko gis maas ma ne ko man daal bëgg na maa dem jaay mu yëkkati xaalis jox ma jënd samay termus yu ndaw yi jënd samay affaire mu yëkkati gaasam jox ma ci laa demee tool bi yàgg ma nekk fa di dóor waar ba yàlla ñëw def ma indi fa samay rakk ñu ne fa. muy lu yombul dara ndax naaj bi day tàng lool. waaye mu taw mbaa mu naaj du tere mu wéyal liggéeyam. jaay bi moom wax dëgg yàlla dafa tane xëy toog rek xañ na nag ba muy neex nekkuma fa woon période ba jaay ataaya di neex. mais peut-être kii bu tar la moom wax dëgg yàlla ndax des fois nga jaay pare doom la wees si borom bitik. laata muy tàmbalee jaay ci marché bi Mame Seye Dia.
laata muy tàmbali jaay si marché bi foofu la ko lay doge waaye foog naa ni am na fu mu njëkkoon a tàmbalee. jaar na fu bëri moom Mame Seye Diouf ndax liggéey na liggéey yu min na daan doole ba mu ci jógee daan na nekk ci marché bi di jaay ndox. daan jaay léeg-léeg ay gerte itam. muy daal boo ko mënee tënk Khalifa jàmbaar koo xamante ni nanguwul mukk ku ko yor. dafay bëgg saay su ne rek di jàmbaaru di daan dooleem. lu mu ci amas néew mu defal boppam. ndax et puis xëy na yow moom nga dajal mais jigéen ñi am ay atam. tey yëngu ci lu ni mel. wala ci yeneen ak yeneen. ngir suturlu duñu jeex ci réew mi. am jom lañu y en a tellement les femmes sont braves. sont braves nangoo liggéey nangoo sonn li ñu soxla rek mooy ku leen épauler saay su ne. góor ñi duñu xeeb métier. xeebuñu dara xam nga kii naaj bi ni mu tàngee nga gis ko mu yore puus-puusam di jaay attaaya di jaay ndox di jaay café rek lu mu ci mënti am rek moom da koy doyloo. di ñaan yàlla mu yokk donc jigéen ñi vraiment dañ leen war a soutenir ndax ay jàmbaar. mais justement ci wàllu am bi. gis nañ ni frais yi muy si dugal bari na. est-ce que dina si génn nit ki ni ñu koy waxee. léeg-léeg bu xëyee day dem leb ci boutique bi. café geek attaaya jeeg warga beeg ñoomin seen bu defaree ba pare daanaka bénéfice bi ay 2000 francs lay toll. waaye gis nga xeebu ko benn yoon ndax moom dafa am fu mu jógee am lu mu teg bëtam. te loolu mu teg bëtam nee na 2000 yooyu saay su ne du ko xeeb ndax bu ko dajalee bu yàggee dina mën a jur. am na lu mu nisar si ëllëg. bien sûr dafa bëgg a yaatal dem ba am ay machine am dem ba am bërëbam boo xamante ni dafay jël ay nit ñu di ko liggéeyal mu gën a yaatal ambition yaa ngi fi rêve yaa ngi fi yàlla na ko yàlla jàppale ba mu mën ko réaliser. jërëjëf Ndeye Marieme Gueye Cheikh Sall mu ngi wàcc ngir ànd ak yéen ci xibaar yi marax yi ginnaaw gi daañu soboog yéen ci waxtaan wi ci wàllug loi d'habilitation waaye tamit ci discours bu njiitu réew mi war a amal si kanam tuuti di si ànd ak docteur Cheikh Gueye bu cadre unitaire de l'islam docteur Moustapha Fall di docteur en droit public Ousseynou Ly di bokk ci secrétariat national bu PASTEF ak Serigne Mbaye Thiam jëwriñ ci ñu dëkk lépp lu jëm ci wàllug ndox meek assainissement ñoom ñoo fi nar a teew ngir waxtaan ak ñun. jërë ngeen jëf ñu wéy ak yéen kon ci la Total bloc d'information ni leen ko waxee jamono ji ñu ngi xaarandi kàddu yi njiitu réew mi 20h bu juróom-ñetti waxtu jotee lu ko jiitu dalal nañu suñuy gan di xaar kenn si ñoom mu dab ñu ngi ak docteur Cheikh Gueye secrétaire général bu cadre unitaire de l'islam bu Sénégal docteur Moustapha Fall docteur en droit public du juriste ak kii di Ousseynou Ly membre secrétariat national bu PASTEF ñuy xaar kon Serigne Mbaye Thiam yore lépp lu jëm ci wàllug eau ak assainissement tey war fi teewal nguur gi ci waxtaan wi nga xamante ne daañu ko sumba ginnaaw bu njiitu réew mi yëkkee kàddoom ba noppi waaye du ma def lu dul dalal samay gan d'abord ñu sumba waxtaan wi nga xamante ni moom mooy ponk bu njëkk bi jëm ci wàllug loi d'habilitation ak lépp lu mu wund ak luy njeexitalam kon salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp. voilà alors ñu tàmbalee ak docteur Moustapha Fall donc docteur li ma lay njëkk a laaj mu ngi jëm ci loi d'habilitation ci pàttali en tant que expert ci pàttali nga wax ñu ana d'abord lan la wund. jërëjëf Khalifa maa ngi lay remercier di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi di wax ne mbégte lañ am pour seq waxtaan bi loi d'habilitation nag comme ni ko tur bi waxee maanaam dafa nekk. waaw Moustapha kon ñu bàyyi la ñu xoolaat sa micro parce que je pense que am na quelques difficultés fii lekk ñuy wëyal waxtaan wi ñu ànd ci ni ma ko fàttale rek boo si mënee jublu comme ça ñu sóobu si waxtaan wi ñu ànd ak docteur Moustapha Fall kon yor amum njàng ci wàllug droit public ak docteur Cheikh Gueye di secrétaire général bu cadre unitaire bu l'islam ñoom dinañ si am wàll niki noonu Serigne Mbaye Thiam ñu ngi koy xaar di ministre de l'eau et de l'assainissement ak ki nga xamante ni moom mooy Ousseynou Ly di membre bu secrétariat national bu PASTEF li ñu war a waxtaane tey lu mooy loi d'habilitation moom mooy xaarandi kaddu yi nga xamante ne njiitu réew mën na ko yëkkati ndax xam ngeen ne ci ëllëg bu sooy suñu borom si njeexteelu weer wi ci la ñuy si lay matal ñetti weer yi nga xamante ni sàkkaloon nañ ko mu am dogal ci lu mu dul weccoo ak pencum ndawi réew mi jël ay ordonnance ci cëggal guyam loolu la ko loi d'habilitation may waaye dafa moom app boobu nag mooy ñetti weer bu ñetti weer yi weesoo moom njiitu réew mi faaw mu am ndigalu pencum ndawi réew mi ngir mën koo matale ana fan lay mujjeex loolu
daañu ko xam lu ko mooy rek mën nañ jàpp ne bi ñu dalee ba nëgër nii bi mu ko annoncé ñett fan ak ñett ci weeru mars ba fii am na yeneen i réajustement yoo xamante ne amal nañ ko ko si waaye réajustement yooyu ak prorogation bi dafa moom ab te ab boobu jeex na kon Moustapha docteur ñu dellusiwaat bu fekkente ne jàpp ne la ngir fàttali rek comme si mu génn si gémmiñu expert bi mooy gën a yéwén ñu fàttali luy solop loi d'habilitation boobu. waaw jërëjëf Khalifa maa comme ni ma ko waxoon dañoo am mbégte ñëw fii. di nuyu aussi ñi ñu bokkal waxtaan wi. loi d'habilitation bu ñu ko waxee. sunu sartu réew. maanaam li nga xam ne mooy mandargal. doxini état. te bépp jëfin aussi ci la war a tënku. dafa wax ne ci article 77 bi ne kii di assemblée nationale maanaam te mu yor pencum ndaw ñi maanaam ñi nga xam ne ñoo war a doxal lépp luy loi. ñoom mën nañ jox président de la République njiitu réew mi ci seen wàll. maanaam li nga xam ne. seen cër en temps normal. assemblée nationale moo ko war a doxal. parce que comme urgence moo ko lal. moo tax loi boobu buñ ko xasee ba jox njiitu réew mi. maanaam day fay am lu ñu naan plein pouvoir ci li nga xam ne loi d'habilitation bi. tëgg na ko boo xoolee ay mesures d'ordre fiscal lañ wax. d'ordre social d'ordre économique. looloo tax nag loi boobu nag bi ñu ko jëlee woon. dafa permettre président de la République maanaam mu xaw a nekk lu mel ne législateur ci wàllu yoon maanaam amatul loo xam ne mën na ko tënk ndaxte loolu day permettre rek comme urgence lañ nekk mënuñuy dem circuit législatif bi dafa guddoog yooyu yëpp léegi dañuy jox njiitu réew mi ne ko ñun de jox nañ la nga mën a intervenir waaye joxin boobu noonu dañ ko tënk nag tënk bi mooy ordonnance yi buñ ko jëlee am na délai boo xam ne da koy njurlu maanaam mën na ñetti weer te ci biir ñetti weer yooyu balaa njeexital bi tamit dañoo tënk exécutif maanaam mu déposer li ñu naan projet de loi de ratification moo xam par exemple bu ñu jëlee ordonnance ci wàllu finance loi de finances rectificative ñu jël ko ci wàllu fiscalité yooyu noonu pour mu am mandarga loi maanaam njiitu réew mi exécutif notamment le gouvernement dañu war a bu ñu adopté projet bi ñu déposé ko bureau assemblée nationale. À partir de ce moment ñoom li constitution tënk ak ñoom danañ ko matal. su ko defee assemblée nationale nag daal di voté li ñu naan loi de ratification. su ko defee mesure yooyu. mën a wéy. mu gën a gaaw parce que bu fekkee ratifié wuñ ko. maanaam bu fekkee loi bi déposé wuñ ko maanaam projet ndax mënaguñ wax foofu loi. projet yooyu bu amul maanaam dañuy delloo li ñuy wax ci yoon rek day rétablir situation antérieure maanaam li amoon a fii ne. te ordonnance yooyu day caduc. très bien bu ñu nee caducité maanaam dootul am njëriñ. très bien waaw jërëjëf je pense que loolu leer na donc mën nañ ñëw léegi ginnaaw bi ñu fàttalee lii loi d'habilitation ñëw ci xayma bi ak xëy na bu dee am na yenn ordonnance yoo xamante ne ni ñu turam mi jël na ko mu marqué ñii wala ñee ñu tàmbali ak Ousseynou Ly bokk ci bureau national bureau secrétariat national kon bu PASTEF Ousseynou asalaamaaleykum encore. Eh bien bi ñu defaree loi d'habilitation ba nëgër nii ak njiitu réew mi ni mu yore ba fii ba si njeextal li ban xayma ngeen si def yéen au niveau de PASTEF. waaw Khalifa ñu ngi lay remercier déjà ci invitation bi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. di nuyu askanu Sénégal tous les téléspectateurs de la ITV. di jiital sumay kàddu suñu événement yi nga xam moom lañ dund récemment. ñu ñàkk ay kilifa di jaal seen njaboot ndax. Fala bokk xadratul Tijaaniya également di jaal waa Thiénaba ci génn àdduna gi nga xam ni Cheikh Ahmed Tidiane Seck génn ko àddina lu jiitu Serigne Pape Malick ki nga xam moo yoroon kaddu njabootu Seydi Hadji Malick génn àddina ñu ngi koy jaal seen njaboot di ko jaal tarixa bi di ko jaal également sénégalais yëpp jullit yëpp ñu ngi leen koy jaal donc ñëw ci li nga xam ni mooy loi d'habilitation professeur andi na ci leeral yu am solo waaye comme niñ ko waxee contexte urgence a taxoon mu laaj habilitation maanaam mu ngi mel ni rek kilifa nekk ci ay njabootam dara dëgmal leen lu mel ni loraange mu ne leen may leen ma mën a jëfandikoo noo xamante ni yoon nanguwu ko woon ñu may ko mais buñ ko mayee itam li ci ëpp solo mooy du liñ ko may mais lan la koy doyee quelle est la finalité de la loi d'habilitation aujourd'hui ci contexte bi nga xam ni moom la ko laaj moo di pandémie justement bu fekkee ni habilitation bi nga xam ni moom la laajoon ñu jox ko lu dul di jënd ay ceeb ak dëwlin séddale ko ñu dem ba ci digg mbas mi mu retiré wu bu fekkee ni loolu rek a taxoon mu laaj habilitation je crois que jaru ko woon parce que bi ñuy laaj habilitation
ci ñun suñu kilifa parti le président Ousmane Sonko ci xam état ak ci xam Macky Sall doxalinam xamoon na ni jaruloon mu koy laaj quelle est aujourd'hui la finalité de la loi d'habilitation donc bu ngeen di xayma bu négatif ngeen di xayma bilan négatif. mais parce que gisuñu mandarga bi nga xam ni habilitation bi andi na ko ci xeex bi. parce que li mu laaj. ne jox leen ma. mais leen ma jëfandikoo sàngam. ci constitution bi pour xeex feebar. mais dañ ko waroon gis ci jeexit dafa waroon am jeexital. gis leen si benn jeexital. mais parce que buy amoon jeexital tey jii. ñu ngi ci téeméeru nit ñu ñàkk seen bakken. àgg ci 6000 cas. 6000 personnes yoo xamante ni fi mu toll nii. feebar bi topp na leen kon quelle est la finalité de la loi d'habilitation aujourd'hui? Très bien alors docteur au niveau du cadre unitaire bu ngeen doon xayma tey loi d'habilitation bi nan ngeen koy mandargaale. waaw jërëjëf Khalifa man maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen nuyu yéen tamit di leen sant ci invitation bi di jaar fi nga xam ne rek moom la sëñ ji li jaar. muy d'abord jaale kilifa yi nga xamee ni ñoo fi jóge muy sëñ Pape Malick Sy sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck bu Thiénaba ak sëñ Tafsir Sakho mu doon ay dem yu metti yoo xamee ni dem yi dafa touché ñoo xamee ne ay kilifa yu mag lañ ci réew mi te it seen taxawaay nekkoon taxawaay wu sàmm réew mi ak saytu ko ci mbiru demlante dikkalante ak booloo. loolu nag dafa doon lu am solo tamit ci temps boo xamee ni ci temps wu guerre la ñu waxoon ci lañ nekk. daal di tudd ne l'heure est grave. sëriñ yëpp daal di jóg. bu ñu amee ñu mel noonu ñuy wàññeeku déjà ci période bu mbas mi. dina baax ñu ñu ziar ci ñëpp jaale ci ñëpp. kilifa yëpp. en tout cas cadre unitaire mi ngi jaar ci sama tur. di ko wax aussi ci suru sëñ Ahmed Tidiane Sy Al Amine bi ko jiite. bu ñu weesoo loolu loi d'habilitation man ni ma koy déggee en tant que citoyen ndax ñun mën naa wax ni société civile la ñuy bokk. mooy période d'exception lañ toll. boo xam ni kenn xamul woon. naka la mbas mi nar a yegsee ci réew mi comme ni ko lii waxee mu doon loo xam ne dafa tiitaloon nit ñi ba tax bi président de la République déjà même avant loi d'habilitation bi mu wootee amul kenn ku des opposition ñëw na même ñi gën a juuyoog moom ñëw nañ fekk ci waxtaan wi ñi nga xamee ne dañ doon def moment boobu sax ay manifestation jëm ci di bañ ay mbiru courant ay ñëpp ñëw wuy si ko képp ku am baat ci réew mi waxtaan na ci ak yow. ñu ngi doon déplorer le fait que quand même mënoon na woo yeneen association religieuse yi surtout cadre unitaire amoon nañu volonté dajeek moom ci période boobu pour jëmmal aussi ne vraiment toutes les forces vives de la nation ñoom ñoo ànd ak moom loolu nag lu moment bu rare la woon li may regretter mooy déjà même avant loi d'habilitation le fait que fii ñu toll nii xeex bi ñi ngi toll ci digg ba waaye mainteniruñu boobu cohésion ak boobu ànd bu nit ñi àndoon jàmmaarloo xeex bi léegi nag loi d'habilitation tamit ni ma ko mën a déggee mooy comme en tant que citoyen mooy waaw boo amee kilifa ñu fal ko c'est vrai 58% sénégalais yi ñoo ko far ñi doon voté mais moment bi nga xamee ni ci lañ doon def loi d'habilitation Sénégal yëpp àndoon ak moom ñi ko voteel ñi ko voteelul ñi matul a voté ñëpp àndoon ak moom moo taxoon mu yomb lool ci moom ñu may ko ay jumtukaay yu jëm ci loi yu jëm ci règlement yu jëm ci mën-mën yu jëm ci budget lépp ngir mu mën a jàmmaarloo xeex bi nag loolu buñ ci tolloo ba def ci lu mat ñeenti weer war nañ mën a taxaw seetlu xam lan moo ci génne lan la ci def ci jumtukaay yooyu ñu ko joxoon lan moo ci des ak fan la feebar bi toll ak fan la gis-gisam moom toll ci li des ci xeex feebar bi
foofu noonu pour man fa lañ toll. ñuy am ñu koy déglu. ci bisu tey. xam lan moo waral mu woote. war a waxtaan ak mbooloo mi waaye jàpp naa ne en tout cas woote bi waroon na ëpp lii. mbokk noonu laa ko gisee man jàpp naa ne. waroon na ëpp lii maanaam plus régulièrement la waroon di wax ak sénégalais yi. ci mbas mi. fan la toll naka fan la xeex bi toll. naka la bëgg ñu jóyandee suñu toogaay. yan jàngat lañ ci defandoo yan mbir la ci def. yooyu yëpp da ko waroon fu ñu toll régulièrement presque 2 semaines yu nekk ñu dégg ko. dégg baatu ki nga xamee ni mooy kilifa réew mi. ki nga xamee ni mooy chef de guerre bi. doon na tax xol yi gën a dal. cohésion bi gën a dëgër. ngir ñu mën a jàmmaarloo xeex. très bien daañu gën a yaatal léegi alors docteur Moustapha Fall yow ban bilan ngay def ci loi bi surtout au plan juridique. oui loi bi je crois que tey jii Sénégal bu ñu xoolee outils yi nga xam ne suñu constitution moom la prévoir. ndaxte bu ñu xoolee régime bi. dafa am ponk bu nga xam ne parlement moo ko ŋànk. lu ñu naan contrôle de l'action gouvernementale. ndaxte bu fekkee assemblée nationale jël na jox exécutif bon am na loo xam ne mën nañ ko peut-être ŋàññi le fait que suñu régime président bi dafa am une irresponsabilité politique. waaye bu fekkoon premier ministre mu ngi fi. day dem lu ci bari jaabante wax. mbir yi fan lan lañ ci defagun. ak jéego yi yan fan la toll. loolu daal boo xam ne sax man bëgg naa ñu ubbi ko maa yow. waaw ci yeneen fànn gën ko yaatal. waaw moo tax li kilifa gi wax lu am solo la. maanaam mesures yi. ndaxte employé na unité cohésion loolu dafa am solo ci réew. ndaxte mooy indi li ñu naan en droit légitimité. maanaam bu jëlee dogal kenn du ne askan bi ànduñu ci. wala ñi ŋànk politique bi ànduñu ci. loolu la ñu naan légitimité. waaye loolu bu la assemblée joxee tamit du caage ne assemblée daf lay seetaan déedéet ba yow sa mesure yi ngay jëfee dinañ dem ba benn jamono ñu ne est-ce que efficace na wala efficaceul waaye njumtuwaay bi nga xam ne constitution moom la teg. maanaam député yi mën nañuy def question écrite question orale di interpeller les ministres sectoriels. ñi nga xam ne mesures yi ñu jël ñoom ñoo ko doon wéyal mais bi ci gën a am solo mooy fi mu ne nii. comme loi bi jël habilité woon nañ chef de l'État. jël na ay mesures. tey jii nii ñi ngi dugg ci beneen séquence. est-ce que day ñëwaat tey laajaat. maanaam ñu jokkal ko wala day ñëwaat ne fii lay yem. donc loolu tamit day laaj de toutes les manières ñu naan ñu tirer le bilan. mais bu ñu tirer le bilan est-ce que yow gis nga ni jéego la wala deltu gannaaw. waaw xam nga il faut d'abord yow nga am ay données brutes. d'abord xam nga li société civile bi wax am na solo c'est des ressentis. li kujjee ci politique bi aussi wax c'est des points yoo xam ne aujourd'hui dañ koy teg sur la table mais le plus déterminant c'est que l'Assemblée nationale bi nga xam ne moo am la responsabilité de contrôler l'action gouvernementale mu xool est-ce que l'action a été efficace ou pas au cas contraire aussi mu tirer toutes les conséquences juridiques nécessaires. Très bien alors balaa ñuy sori dafa am facteur bu bees xam ngeen ni président de la République bi janoo woon ak askan wi moo xam le 23 mars wala le 11 mai wala bi mujj ci weeru avril uute nag président bi war a janoo ak ñun ce soir parce que ce soir président bi janoo ak ñun président la boo xamante ne nii dafa ber boppam nekk en quarantaine d'un point de vue symbolique lii loolu nan nga ko mën a jàngee. waaw xam nga nag lii benn kilifa yàggul li mu wax ci période korité bi dafa am solo ne na réew bu fekkee ñiy jiite toll nañ ci ni ñàkk fonk seen kàddu bu ñu waxee ni sàngam am na nit ñi mënuñu ko gëm donc ça c'est le premier aspect bu fekkee ni nag santéem dafa nekk en jeu yàlla na ko yàlla may wér c'est loolu lañ ko yéene quoi qu'il en soit que muy ki nga xam ni nekkul en quarantaine moom bi mu nekkul woon en quarantaine ak bi mu nekkee en quarantaine yépp mënul effacer suñu bopp conduite bi nga xam ni noonu la doxalee feebar bi parce que tey jii professeur wax na ko sama sëriñ bi wax na ko bilan man je crois que tey li jaadu ci mu waroon def te xam naa du ci sawar mooy wax jàkkaarloog Sénégalais yi wax ne leen feebar bi nii laa ko doxalee
mais bu ko deful itam sénégalais yi teg nañ ci seen bët. non li ma bëgg laaj pour précisément penser c'est surtout par rapport ak relâchement bi nga xam ni ñëpp nemmeeku nañu ko ak allègement yi si jot a am moom mu ñëw si beneen posture. entre guillemets loolu est-ce que am na symboliquement lu ñu si mën a tirer. man en fait lecture bi du changer. parce que mënul enlever mooy li ma wax mënul génne suñu bopp. ki nga xam ne bi feebar bi tàmbali dañu amate tous les sénégalais. ba yow nit booy wax ak moom sax bu tichoolee sa doom wala say waajur bu tichoolee sax yow nga tiit parce que loolu la ñu xamal ñu dem ba ci digg bi andi ay relâchement kii ko defal ay concessions yu kenn xamul. moom ci boppam décider que ni sénégalais yi vivent avec le virus donc quelle que soit situation bu mu ñëwee tey mënul effacer li nekk suñu. très bien docteur. waaw pour man li nga xam ni mën na ko symboliser mooy d'abord comme moom mooy kilifa gi. tey bu ñu doon réew mu nekk ci guerre. moom mooy général bi. bu fekkee général bi xeej laalu ko tamit xeej jege na ko. moom mooy le fait que feebar bi am na ku ko yor malgré li ñuy moytu yëpp malgré mesures yu exceptionnelles yi ñuy jël pour moom yëpp. ak moom ci boppam moytu bi mu moytu. nekk ci terrain beeg yooyu yëpp. feebar bi am na ku ko jege ku ko yor. muy doon moom mu doon aussi ministère de l'intérieur mu doon yeneen kilifa. donc muy wane nii rek feebar bi gagné na réew mi mais dama bëgg aussi ñu koy relativiser. en tout cas bokk naa ci ñi nga xam ni dama jàpp ne mbas mi. def nañ ci ay jéego tamit. ndax tolluwaay bu nekk ci xeexu mbas mi am na lu ñu def. loolu nag da nga koy évaluer par rapport ak fa ñu tolloon ba ñuy door dañoo gis ne feebar bu bees a ngi ñëw kenn xamu ko. lu dul ñu gis ay néew yu bari mu koy def ci ay yeneen réew. loolu nag ñun ñëpp tiitaloon nañu. moom ci boppam la mu laaj ca moment boobu looloo tax ñu jox ko. ndax jàpp nañ ne buñ ko joxul bu feebar bi gañee réew mi. ñun ñu continuer di wax opposition fii président fii ñuy jàppal fii bàyyil fii loolu yàq énergie la. donc loolu biñ ci jógee man jàpp naa ne allègement normal woon na. parce que feebar la c'est vrai mais santé mënoo koo séparer ak économie. mënoo koo séparer ak social surtout que feebar bi épidémie la. te épidémie dafa ëmb. mbiru société. dem na kay ba doon sax pandémie faf. waaw ba jéggi épidémie. ba jéggi li tax ñu naan pandémie sax mooy li mu law ci àdduna bi. c'est ça tout à fait. mais ñun comme suñu frontière. surtout ci suñu frontière la ñuy mën a gérer. foofu noonu demoon na ba nga xam ni mënuñu woon ñàkk allégé. parce que président aussi day am lu muy sentir. day am aussi lu muy ci information ci dëkk bi. nag lu fiy xew. donc moment boobu mënoo woon rek jàkkaarloog feebar bi kese xool ko moom kese. fallait aussi nga xool mbiru société bi naka la lu ciy xew. lan la nit ñi doon laaj moment boobu. nga xool aussi mbiru koom-koom bi lan la nit ñi doon yëg boobu. ndax liñ doon yëg noonu gënul woon narul woon continuer jéggi. wala gën a garaaw feebar bi. boobu boo defee jàngat boobu da nga gis ne quand même allègement bi mënul woon ñàkk. te allègement bi nag changement de paradigme la woon. faut pas que ñu fàtte ko bu ñu nee léegi mesures yi ñu doon jël noonu dañ koy alléger. mooy ne dañuy bàyyi virus bi mu ànd ak nit ñi di ko xeexal seen bopp. donc loolu tamit yaakaar naa ni choix bu amoon rationalité la. moment bi nga xam ne ñu ngi ko doon jël. au résultat. man là aussi je relativise. parce que gravité wu maladie bi. mën nañ ko relativiser. parce que bu ñu xoolee li paludisme rey ci diggante bi ak li ñàkk dem hôpital rey ci diggante bi. moo ëpp li feebar bi rey. loolu statistiques yi commencé na génn. li nga xamee ni nii moom la jur. ci ay déficit ci koom. ci poche ñi nga xamee ni sax nguur gi du leen gis. borom charrette bi muy baykat yi muy ñooñu. kenn mënu la ko wax.
loolu tamit natt yi ñu ngi koy commencer di def li nga xamee ni nii moom la jur ci ay entreprises yu daanu. oui. loolu tamit kenn mënul ko wax. oui tout à fait loolu tamit nag kuy gouverner. day gouverner ci dimension yëpp. c'est vrai muy dimension boo xamante ni du si réew mi rek. mais du si réew mi rek mbooleem adduna bi. mbooleem adduna bi dañu def toujours la balance. oui entre l'impact économique. l'impact social. ak l'impact sanitaire def arbitrage. très bien alors li ñu desee si waxtu yu bari lu laata ñàgg si journal bi Moustapha symbolique bi laa doon laaj par rapport ak président bi woon ak bi ñëw tey. bi war a ñëw tey waaw ce qui est fondamental. et je pense que wax nga ko. ndaxte la santé du président de la République. dafa nekk lu am solo maanaam ci yenn dëkk yi sax sujet tabou la doon. maanaam ndaxte fonction présidentielle. dañ ko war a protéger. donc boo nee sujet tabou si yenn réew yi dafay mel ni kon da ngay souligner benn mérite. le mérite au moins d'avoir dévoilé le budget santé. waaw non xam nga bon gis nañ premier ministre Royaume-Uni. gis nañ aussi au Canada. bon pour le cas du Sénégal on a dit que test bi dafa négatif. mais toujours est-il que fonction présidentielle lu ko wokk rek. en fait day menacer un peu l'unité nationale voire li ñu naan ci suñu wàllu constitution noonu la ko tuddee moom moo koy incarner. en réalité parce que bu fekkee. le peuple ndaxte léegi dañ naan sax démocratie nekkatul uniquement ay institutions la démocratie est dans la rue. société civile bu génnee wax. politique yi génn wax. il faut ñu koy tenir en compte moo tax feebar bi. maanaam mbas mi dafa indi njàqare ci réew. donc bu indee njàqare ci réew et que aussi ci nit ñi yaakaar également bu fekkee affaire bi xaw na ko jege rek. mën na un peu fragiliser. moo tax dañuy gën a ñaax kuréel yi sëq lépp ñi fi nekk ñi nekk ci beneen wet gi. ñu war a ñëw ñu xam ne fonction présidentielle. kenn du ko banaliser. ndaxte maanaam li gars yi di wax ne bu dëgëree rek réew dëgër waaye bu sooxee rek réew tamit mën na daanu. tout à fait moo tax ñu koy jox dayo boobu. absolument jërëjëf Moustapha Fall ñuy gërëm également. Ousseynou Ly bokk ci secrétariat national bu PASTEF di gërëm docteur Cheikh Gueye secrétaire général bu cadre unitaire de l'islam ñu war a ànd ak yéen ci kanam tuuti ci xibaar yi ak Mamadou Ibra Kane 19h45 lu ko jiitu ñu war a ànd ak yéen ci publicité waaye lu ko jiitu rek amagul nañ ñetti minutes kon mën nañu wéyal tuuti fileek ñett ba juróomi minutes ngir mën a wéyal waxtaan wi dafa am lu am solo loo xamante ne nii sénégalais yi seetlu nañu ko mooy relâchement bi nga xamante ni gis nañu ko malgré effort yi nga xamante ni yëpp defoon nañu ko si njëlbéen ba xalif général de Tidiane sàkku gouvernement bi wala nguur gi gën a wax doomu aadama yi li nga xamante ne nii moom mooy gravité maladie bi gën leen xamal ni loolu amul garab fi mu nekk nii kon docteur dafa mel ni responsabilité individuelle ak bu communauté bi si phase boobu la ñu toll mel na ni nguur gi ala kulli xaal quel que soit ses efforts mën nañoo wax ni mënatu si lenn en tout cas lu ci sénégalais yi deful est-ce que mën nañ ko jàppee noonu. bon man jàpp naa ni ba tey mun na yokk taxawaayam ci domaine yu bari. bon déjà domaine communication bi je pense que ñëpp wax nañ ko depuis 3 mois. te dafa mel ni dañu ci xaw a tëx parce que ñëpp nee nañ leen moment bi ñuy xaar 10 heures ñëpp di déglu statistique. joxe statistique am na solo mais moment boobu nag comme ci la nit ñëpp joxe seen attention ci la ñu war a wax ak ñoom. te boo seetloo c'est trop laconique. te duñu jox aussi ñoo xamee ni tàmmuñu leen gis toujours la même personne xam nga loolu day tax nit ñi dootuñu sax déglu bu baax. li kooku di wax alors que mënoon na nekk moment boo xam ne dañuy jox kilifa ay mbër ñuy wax pourquoi pas. jox ay kilifa diine ñuy wax moment boobu jox ay leader communautaire ñuy wax. di wax joo xamee ni dina nekk ci langage u ñi nga xamee ni ñoom la ñu bëgg ñu jot ca. bu dee ay nit ñi seen xol la ñu bëgg a waxal ñu laaj kilifa diine bi mu wax ak xol yi yee leen ci à partir de leur croyance. bu dee leader communautaire bi moom tamit am na langage am. am na ay codam loolu ba léegi pour man en tout cas fàttali nañ ko wax ko ba sonn mais dafa mel ni y a une sorte d'autisme là-dessus.
donc am na ci gestion bi je pense que am na aussi ay choix yoo xamee ni dañ ko yéex a def. man dama doon wax ci benn émission il y a déjà 1 mois que ne foofu noonu la ñu waroon réinventer riposte bi mooy d'accord léegi ñëpp xam nañ ne feebar bi du lor presque ñi nga xamee ni amuñu 40 ans. donc moom foofu noonu mënoon nañu déjà il y a 1 mois ñooñu ñëpp ñu fexe ñu génne leen plus rapidement ci structure hospitalière ak structure d'accueil yi. ñi nga xamee ni parce que nii mu mel nii ñuy wax chaque fois ba yegg 2000. ñoo xamee ni ñu ngi ci structure hospitalière yi te ñenn ñu ci bari c'est des asymptomatiques loolu tamit problème la. Très bien. donc il y a quelques améliorations sans doute à faire. mais nañ bu ñu fàtte man en tout cas ci ni ma ko sama jàngat. feebar bi moom day dëkk si. alors lii est-ce que jot na communauté bi si boppam bañ a xaarati nguur gi ci xeex bi ci riposte bi ku nekk jël ko à bras le corps bu ñu considérer relâchement bi mujj jamono ji. moi je pense que sortem le 11 mai le discours a été clair. ça veut dire que bàyyi naa leen ak seen bopp donc fi mu toll nii ko protéger yaa protéger sa bopp mënuñu ko tuddee neneen nu dul noonu. bon après faut aussi. non mais remettre les choses à l'endroit je ne pense pas qu'il l'ait dit comme tel. mais bu fekkee nii. loolu c'est interprétation là en fait. parce que xam nga sànq docteur dafa wax ne da ngay jël dimension sociologique et tout ça. épidémie bi feebar bi li koy xeex dafa bëri ay dimension mais boo seetloo ñi nga xam ne mën nañ jàpp ni mimétisme bi nga xam ne moom lañ gis ci xeex bi. France bi mu koy def. depuis lors est-ce que gisati nga mu am ay cas. ñun moment bi ñu def assouplissement. waa France ba tey ñu ngi rob de. dafa ko tàmbalee néew waaye ñu ngi rob chaque jour ñu rob. non ñu ngi rob mais tey jii. nan la ñu mën a comprendre yow. nga andi mesure état d'urgence couvre-feu 20h à 6h du matin restriction des libertés des mouvements et tout ça début pandémie nga ñëw ba ci digg feebar bi fi ngay amee ay commencer enregistrer ay décès yu bari. nga tijji. mais à l'heure actuelle où on parle pour comprendre en fait bu fekkee ni démarche bi. logique est-ce que mënuñu wax ne prise jamono jooju fekk na comme ni ko docteur junjee sànq xamante bi. gën a retax diggante jàngoro jeeg réew mi est-ce que fekkul jamono jooju koom-koom gi xawoon na sax àdduna bi yëpp tàmbalee jàng dund ak virus bi muy loo xamante ne aussi maanaam mën na ko nangu. Khalifa man je suis pas médecin. mais je suis soriwuma métier bi. li ma ci assisté ak li ma ci xam. gis nga xeex bi des décisions cohérentes moo li ci mën a génne. et que nag malheureusement. gis nañ lépp ci état bi lu dul décision yi cohérente moo tax tey ñu àgg fii. à l'heure où on parle 6000 personnes ont été testées positives. 2200 et quelques sont dans les centres de traitement. mais la part de la communauté xëy na dinañ si ñëwaat léegi docteur nga baal ma waxtu bi moo ñu dab parce que là il est l'heure de rejoindre Mamadou Ibra Kane dans l'autre studio pour le 19h45 bu soobee suñu borom fii lekk benn minute ginnaaw gi daañu dellu siwaat ci waxtaan wi bu ñu dégloo njiitu réew mi ba noppi Macky Sall ministre de l'assainissement dana fi teew ministre de l'eau Serigne Mbaye Thiam moom la ñu tegal siis bi war na fi teew 20h la diggee woon ak ñun donc bu teewee ñu gën a mën a sumb waxtaan wi càmbar kaddu yi bàyyeekoo ci njiitu réew mi ak li ñu mën a xaar ci moom ëllëg bu soobee suñu borom. édition spéciale ngir càmbar kaddu yi nga xamante ni yëkki na ko ak li ñu si doon xaar ak fi mu génne docteur Cheikh Gueye mu ngi teew di secrétaire général bu cadre unitaire bu islam docteur Moustapha Fall moom la ñu àndaloon sànq ba tey di docteur droit public niki noonu Ousseynou Ly membre secrétariat national bu communication bu PASTEF Serigne Mbaye Thiam jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox meek assainissement teew na 20h mooy waxtu ñu waxante woon kon teew na ngir bokk ci waxtaan wi. ni ñuy tàmbalee rek mooy ginnaaw bi njiitu réew mi joxe kàddoom ba noppi lan mooy jëkk li nga xamante ne nii moom lañu ko jànge waaye li nga xamante ne bëgg naa ko relever d'abord mooy li nga xamante ne nii xëy na ñu bari ñu ko doon xaar te waxu si muy quatorzaine bi wala quarantaine bi Moustapha noo ko jàngatee loolu. jërëjëf Khalifa di nuyu monsieur le ministre di rafetlu aussi teewaay bi ak bokk waxtaan wi. waxoon naa ko sànq nee naa la fonction présidentielle dafa solennelle. je crois que image bi xool nañ ko c'est une bonne nouvelle bi se porte bien. je crois que loolu
dina rassurer C'est les essentiel. concitoyens sénégalais. Très bien. Les Sénégalais étaient un peu curieux. waaw bon xëy na ñu ko seen xaar waay. man je me dis que quelque part cette sortie était beaucoup plus motivée pour wan nit ñi qu'il va bien que le contenu du D'accord. discours. Donc petit commentaire si loolu docteur. non awma ci beneen commentaire je pense que comme ni ma ko doon waxee sànq man en tout cas bëggoon naa ni ñu ko gisee nii tey. mu def ko lu ëpp. maanaam ni mu ko man doon bëggoon naa waxee. chaque 15 jours chaque Ouais. 10 jours ñu dégg président de la République parce que dañuy soxla bu ñu tollee fii ci lu gravité bu toll bi ñu koy gis muy wax. Ouais. di ñu waxaat parce que waxu président de la République day dalal xel. Très bien. donc loolu moom sëñ Mbaye Thiam ministre ñu ngi lay gërëm di rafetlu teewaay bi yaa ñu dab si waxtaan wi waaye je pense que solo sa teewaay lii la woon mooy càmbar li nga xamante ne ñu tëdd wax na ko mais premier aspect bi ma souligné am nga si commentaire ou pas. non mënuma ci am commentaire boo xam ne bii weesu na nit ku ànd ak xelam. ni mu koy gisee. ndaxte kenn mësula wax ne président de la République dafa tawat. dañoo wax ne dafa nekk en contact. ak koo xam ne kii am na feebar bi. mu beru ay fan comme niñ ko diglee. mais ñaata nit ñoo beru ay fan. te amuñu feebar génn. ministre de l'intérieur moo ci mujj tey non. moom secrétaire particulier moom moo ko am. ku xam secrétaire particulier ni muy liggéeyee. mu beru loolu mooy acte de responsabilité. moom moo waroon a jox. nekk royuwaay ci loolu président. très bien mu def ko. parce que mënoon naa beru te kenn du ko xam. donc acte de responsabilité la ak pour jàngat tamit ni ñu war a taxawee. jërëjëf maa ngi nuyu bi ma ñëwee def naa ko. mais maa ngi nuyu. téléspectateurs yi ñuy seetaan yépp di nuyu naa ñi ma bokkal plateau bi. jërëjëf alors docteur Moustapha Fall si benn aspect muy ci wàllu yoon gis nañu njiitu réew mi donc mënul woon a def lu dul yëkkati ko lu mooy mu sàkku ñu wéyal ko ak pencum ndawi réew mi waaye yëkki na ko ba noppi am na yoo xamante ne nii nee ne dañu koy maintenir moo xam bërëb yi nga xamante ne ay bërëbu loisir la te dafa tëju comme wala dañuy yéex bareeg yu ni méngool beneen bi moom mooy marché yi dañu koy tëj benn fan ngir daal di maanaam nettoyer désinfecter ndax loolu si wàllu yoon ndax yoon nangu naka daal. waaw xam nga li ñu war a gën a tënk sax tee ko ci discours bi. ci wàllu yoon bi. bu ne yëkkati naa li nga xam ne moo fi nekkoon lu ñu tuddee woon situation d'exception. waaye boo xoolee ci biir discours bi relativisé ne ñi ngi nekk ba léegi urgence sanitaire. c'est ça te bu ñu nee urgence rek lu ci ëpp ay dérogation la. léegi lever état d'urgence lever couvre-feu loolu ci ay prérogatives la. yu nga xam ne njiitu réew mi am na ko. ndaxte looloo doon tax ci wàllu génn bi ñu ne liberté yi dañ koy wàññi ndaxte kii la woon état d'urgence lañ ko tuddee woon moom lañ tuddee sax parfois situation exceptionnelle. léegi loolu bu dañee aussi am na loo xam ni mu ngi fi woon maanaam li ñu naan situation normale mooy xaw a ñëwaat ci wàllu yoon. bu ñu nee normal nag ce n'est plus la crise de la légalité. bu boobaa nag am na li ñu naan les pouvoirs de police. moo xam ne le ministre de l'intérieur. préfet yi gouverneurs yi. ba ci ministère de la santé ku ci nekk. en fonction yow li ñu naan le maintien de l'ordre public sanitaire. li ma bëgg a xam mooy est-ce que légalement mën na ni lever nañu état d'urgence bi waaye lii dañ koy maintenir lii dañ koy maintenir. waaw xam nga moom laa lay expliquer nee naa la droit de la crise buñ ko invoqué am na loo xam ne situation normale da koy prévoir. maanaam par exemple buñ nee maire mën nañ jël benn arrêté ne nit ñi duñ dajale fii. parce que dañuy njort ne peut-être ordre public bi da koy menacer. léegi pour la préservation de l'ordre public loolu pouvoir de police lay dugg. loolu temps normal dañ koy gis. donc du woon waxtoom je veux dire wala. non en fait boo xoolee décision bi lu tax moo am solo. maanaam on passe d'une situation exceptionnelle. maanaam exceptionnelle mooy lan bu 23h daan jot. ñeme woo génn. waaye léegi 23h mën nga génn. waaye li ci ëpp solo mooy la balance. parce que régime d'exception fépp la am. mais bu amee rek nañ fexe ba l'ordre public ñu téye ko. mais aussi les libertés ñu préserver ko. donc balance boobu je crois que la levée. dina permettre ñu aller jusqu'au bout par rapport à l'assouplissement mais surtout. par rapport à la sauvegarde des libertés. mais également l'ordre public sanitaire qui est la protection de la santé des populations. La protection de la santé des populations. Oui.
alors noo jàngatee loolu lii. levé nañu lii di état d'urgence bi waaye am na yu des mooy bërëb yu tëju mooy bërëb loisir yi tëju comme bareex yu ni mel ak boîte de nuit yi plus marché yi. waaw man je crois que li ma dala wax rek ci njëlbeenu émission bi loolu laay ci loolu laay des. mooy depuis feebar bi tàmbali li ma gis mu manqué ci te loolu la ñëpp constaté mooy une gestion stratégique. Pas une gestion sanitaire mais une gestion stratégique de la lutte. Oui. Aujourd'hui qu'il maintient ou que mu dëggal maintenir wala mu bàyyi état d'urgence bi nit ñi constaté nañ seen bopp que ni utilité bi la ñu gisatul. Donc tey jii boo doon def micro-trottoir que mu lever ko que mu bàyyi ko gisatuñu njëriñu état d'urgence bi ci xeex bi donc moom bu ci daboo nii xëy na dafa am lu mu bëgg a sauver boppam. Peut-être dabu cohérence ak yooyu mais amatu ci en toute honnêteté. donc yow dabu nga ko gisee. waaw parce que bu fekkee ni yow xam nga mooy li may wax. gis nga épidémie wala pandémie lu ci mel noonu maanaam moom ni mu ko misaale woon ci njëlbeenu feebar bi mooy dañ nekk ci guerre. ñëpp xam nañ ni guerre boo ko bëggee gagner il y a une stratégie qui est globale mais il y a des tactiques qui sont parcellaires et spécifiques. Donc c'est l'ensemble de ces tactiques yooyu noonu ngay jël dajale ko mu nekk stratégie bu mag moo lay tax a génn ci guerre. donc mbooleem li mu liste lépp ci xayma bi moo xam ci wàllu ko secteur privé bi moo xam ci diaspora bi moo xam yeneen ponk yi nga xamante ne wax na ko ci wàllu xeex bi ak capacité de résilience santé bi pour yow yooyu yëpp compté wul. non j'ai pas dit que compté wul. oui non il faut dama ni. oui xeex booy mëne guerre. da nga am lu ñuy tuddee stratégie qui est globale. oui tu as des tactiques en fonction des zones ou bien des cibles. mais c'est ce que la liste moo tax ma la laaj. est-ce que maintenant li mu liste lépp. li ci ëpp ay statistiques la. donc man je pense que mu wax ko teew nit ñi on a déjà ces statistiques là. oui man par contre li nga xam ni moom laa jàpp ni moom la dabu. mooy manque de cohérence bi nga xam ni moom la ñu gisoon ci njëlbeenu feebar gi nga teg andi ay restrictions. le 11 mai nga dindi ko ñëwaat tey nit ñi maintenir état d'urgence boo xamante ni le virus baa ngi continuer di am. quelle était l'utilité aujourd'hui mu maintenir woon ko ba fii donc mu dindi ko wala mu maintenir ko de toutes les façons sénégalais constaté nañ ni amatul benn sens. docteur yow loo si jàng ci xayma président de la république. waaw d'abord li ma ci njëkk a bëgg a jàngat mooy langage bi. J'espère que ñun dañoo dégluwul wolof bi mais quand même wax na wolof. parce que pour man li ëpp ci nit ñi war a dégg li mu wax tey mooy ñi nga xamee ni dégguñu français. te dama su ma sañoon li ñu tradition boobu ñu jël depuis indépendance bi mu amee ba léegi dinañ ko wëlbati parce que tant que ñi ngi am majorité wu sénégalais yu déggul français. président de la république buy wax. dafa war a wax wolof door ko fiiri français pour ñi nga xamee ni. pour respecter li ñuy tuddee suñu langue officielle. oui loolu pour man vraiment principe de base la. ci communication wolof oui. waaw li ci topp mooy statistiques yi nga xamee ni joxe na ko. effectivement bëri na ci yoo xamee ni doon na circuler mais c'est bien que président de la république ñëw indiwaat ko. indi bi lim ciy wane mooy aussi relativiser li may dégg fan yii yëpp ne on a des mauvais résultats tout est grave tout est man d'accorduma ci loolu. man comme ni ma ko waxee sànq man jàpp naa ne jàngat bi nga xamee ni mën nañ ko def ci feebar bi. on s'en tire pas mal. oui donc ci nit ñi ci génn àdduna ci niveau nombre ñi feebar. par rapport ak doole bi ñu am ak feebar bi ni mu gaawee wàllaati ak yu mel noonu. pour man relativement génn nañ ci. te it feebar mënul warul déterminer lépp. Sëñ Mountakha wax na ko ci commencement wu mbas mi corona mënul déterminer lépp tamit. c'est-à-dire dañuy ànd ak moom di xeex pour mu bañ ñoo lor. mais am na yeneen aussi yoo xam ne ni ñu war a lijjanti la. très bien donc loolu je pense que feeñ na. ci équilibre li nga xamee ni moom la axe yi nga xamee ni moom la abordé. ci message bi.
très bien. Voilà donc après xam naa monsieur le dinañ ministre jël ci jàngat bu gën a xóot. ma fàttali balaa nga jël kàddu gi ne yéen a ñuy seetaan ci ITV mais yéen a ñuy déglu également ci iRadio 90.3 en synchronisation. li nga xam ne moom laa mën a wax ci kàddu yi président Macky Sall yëkkati. mooy kàddu kilifa la kàddu njiit la. bi mbas mi commencé ak léegi bi mu dajeek ñi seen xam-xam màcc ci yooyu yëpp dajale na Sénégal yëpp toog ak kilifa yi yu ñu mën a doon ci pàcc bu nekk waxtaan ak ñoom jël ay dogal ci loo xam ne lii ci àddina bi yëpp réew bu mën a nekk lu bees la di def ay jéego yoo xam ne yi soo ko xaaree fii mu dal fële réew bu nekk ci àddina bi di def benn stratégie globale maanaam mooy pour xeex mbas mi waaye nag di ko adapté ci ki ngay xeexal fu muy dal tey ak fu muy dal suba suñu sañoon ñun ñëpp bi mu commencé mois de mars balaa fin mars mu jeex ñu def au début soo jàppee diggante mars ba 11 mai dañoo def xëj na li ñuy wax stratégie d'endiguement pour téye ko. jëm ko tënk fenn. mais foofu dafa am lu mu làmboon. mooy diggante boobu xëj na suñu réew ni mu ci waroon a préparé wu ko woon soo gisoon le 2 mars wala le 3 ñu ne ñëpp nañu sol masque sa wax day yàqu rek kenn du ko def. boobu il fallait prendre des mesures pour que suñu système économique suñu système social suñu système sanitaire. mën a dékku liy ñëw. ñu jël mesures yooyu bi ñu gisee ne mesures yooyu mi ngi am ay résultats am nañu protocole sanitaire pour suivre. mesures barrières yi nit ñaa ngi koy respecté presque doo demati fenn nit di jox loxo nit. am na lu mu indi ñu def à partir du 11 mai. li ñuy def stratégie d'adaptation. wàññi tuuti mesures yi pour Sénégal yi am pédagogie dund ak virus bi. léegi ñu ne suñu waxee ne ñu lever woon état d'urgence ñu ñàkk ko lever. léegi nit ñi ci seen dund ñoom doon nañ ko lever. mais loolu mooy stratégie boobu ñu doon def nit ñi ñu jàngatal leen ba nga xam ne ñoom ci seen bopp ku nekk da nga jël responsabilité aar sa bopp. loolu mooy. tekki ne loolu réussir na. très bien loolu lañ doon viser. loolu mooy suñu waxee ne. jaratu ko woon état d'urgence bi. parce que nit ñi. ci seen dund dindi woon nañ ko. loolu mooy tekki ne stratégie bi ñu defoon pour nit ñi ku ci nekk dugal ko ci sa dund. nga koy def saa ñu wax la ko. nit ñi intégré nañ ko loolu ñu leen doon jàngal mokk na. donc la pédagogie là. de dem ci mesure d'endiguement yi. di ko dindi nànk-nànk. ba mu jeex. ça veut dire que pédagogie boobu ak leçon boobu nit ñi jàpp nañ ko. il est vrai que bi ñuy tàmbali donc xamuñu woon feebar bu baax néew yi gënoon na néew ñi fa feebaroon gënoon na néew bi ñu demee bi ñu plus ñuy avancé muy gën a yokku. après ñu daal di dellu gannaaw oyofal loolu mën na méngoo ak incohérence bi lii di wax ci déggin. waaye boo seetloo président de la république daf ne. suñu croissance maanaam yokkute gi nga xamante ne nii moom moo ñeel si li ñuy produire ak li ñu siy dugal ak yu ni méngool jóge na 6% ak lu topp di daanu ba si 1% ba ñuy dugg si récession bay jege dépression mu lever mesures yi ba noppi rax si ne jot na nag tey jii ñu lever mesures yi ci la jot ngir ñu gën a redoubler d'effort gën a respecter masques yi gën a respecter mesures barrières yi. est-ce que cohérence boobu dafa safaanoo ak yow li nga woowee cohérence. xam nga Khalifa lu ci nekk ak métier te li lay wan ni en fait indicateur la ci décision yi ni ñu koy jëlee bu ngeen rappelé woo bi muy jël état d'urgence dafa convoqué que ni maa ngi jokkook ñi nga xam ni ñooy comité national de la gestion des épidémies CNGE. bi muy ñëw le 11 mai. di lever di def assouplissement dégg nga mu tudd CNGE. tudd leen dafa ne j'ai consulté un groupe pluridisciplinaire
donc tuddul ba léegi CNG et que le lendemain ñun ñëpp ñoo gisandoo dans la presse ñi nga xam ne ñoom la consulté woon bi muy jël mesure yooyu que ni décision bi mu koy jël mook sénégalais yi ñoo ko gisandoo xam nga loolu am na donc première incohérence a ngi noonu ñi nga xam ne ñoom ngay dénk maanaam ñuy saytu xeexu mbas bi ngay jël décision yu njëkk yi nga diisoo ak ñoom ñu ne la jaaral fii ba ngay jël yeneen décision yi consulté woo leen ce qui veut dire que problème cohérence foog mu am. kon da ngeen génn ci pluridisciplinaire bi. mais ñoom non génnewuma leen ci parce que le lendemain on a vu dans la presse ñu ne ñoom décision yooyu ñoom ak sénégalais yi ñoo ko gisandoo. li may wax du lu may inventé. lu am la. donc cohérence incohérence fa lay juddoo. monsieur le ministre dafa wax ne pédagogie bi ñu jàngalee sénégalais yi je suis désolé du pédagogie parce que bu fekkoon ni pédagogie y a une gestion stratégique une gestion opérationnelle et une pédagogie le résultat aujourd'hui serait que le nombre de cas positifs dina wàññeeku le nombre de décès dina wàññeeku le nombre de cas graves dina wàññeeku loolu parce que mais looluy indicateur bi parce que mënoon ne yow andi nga une gestion am nga une approche stratégique bu baax am nga une gestion opérationnelle bu baax mais chaque matin tu te réveilles le nombre de cas augmente le nombre de cas graves augmente le nombre de morts augmente léegi yow ci jàngat élève bi la ne mokkal naa samay leçon jàng naa li ma war a jàng xam naa li ma war a xam yóbbu ma examen li yoon mooy dina am note ci waawal déet dama lay laaj waawal déet dina am note je sais pas en tout cas personnellement je sais pas si tu compares les mêmes schémas gis nga nag je ne sais pas d'accord je pense que je m'aventurerai pas à le faire léegi nag d'ailleurs résultat wu loolu bu fekkoon ni am na cohérence ci stratégie bi gestion stratégique gestion opérationnelle pédagogie bi nga xam ne monsieur le ministre moom la wax ni moom lañ jox sénégalais yi résultat bi moo waroon tey à l'heure actuelle le nombre de cas graves wàññeeku le nombre de cas positifs wàññeeku le nombre de décès wàññeeku mais c'est tout le contraire c'est-à-dire que man bëgg naa ñu wax ma man ban stratégie la ñu andi ci feebar bi deuxième chose ma préciser ko gis nga épidémie dafa am ay volets yu ñu koy xeexee le président a parlé de résilience du système sanitaire je suis désolé sur les 33 centres de traitement 27 sont fonctionnels et sur les 27 il y a que 7 qui sont équipés qui ont des équipements de réanimation maanaam 7 si traitement centre de traitement yi muy wax ni am na ko 7 ñoo ci am équipement de réanimation aujourd'hui tey mais centre yëpp du ay centre de traitement dafa am bërëb yoo xamante ni waa déglu ma dafa am bërëb yoo xam ni ci sa centre de résilience yooyu muy wax dafa am bërëb yoo xam ni pour les asymptomatiques am foo xamante ni pour ñi nga xamante ni jàngoro ji dab na leen ñu bari leen fa ngir mën a libérer tuuti hôpital bi mais beneen problème gis nga Khalifa quand il s'agit de faire des discours globaux mën nañ ko mais li ma lay wax ni c'est des indicateurs du dañ oui moi je suis sur les faits ma li ma lay wax tamit ay fait la beneen fait bi mooy aujourd'hui waa commerce gis nga lettre ouverte bi ñu bind le ministre ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo malade yi bind leen non foofu dañuy dugg si benn cadre légal boo xam ni xëy na les ressources humaines ñoo si mais loolu yëpp nag mënoo ko génne ci système de résilience sanitaire mënoo ko ci génne alors docteur yow nan nga gisee justement cohérence bi nga xamante ne nii li mu ngi koy déplorer wala incohérence bi est-ce que yaakaar nga ni ñu dalee ci teengal ba si yàgg ñu oyofal parallèlement en fonction disons du taux de croissance bi nga xamante ne nii mu ngi wàcc ñu dugg ci récession ba jëm ci dépression mu yemoo ak njiitu réew mi di sàkku également malgré li ñu lever lii bi mu tudd li ñu lever état d'urgence bi dañu war a gën a dëgëral suñu taxawaay au plan individuel est-ce que yaakaar nga ni foofu incohérence la wala cohérence la waaw man jàpp naa ne gestion wu épidémie du lu simple c'est très très complexe bu fekkoon lu simple la 1 + 1 = 2 kon dëkk yi nga xamee ni ñoo ñu ëpp doole ni mu leen sonalee dinañu gën a sonal oui donc c'est pas aussi simple dans l'ensemble d'ailleurs je l'ai dit il y a 1 mois ci émission Objection Sud FM je disais que il y a toujours un décalage quand même pour man les bonnes décisions ont été prises man sama jugement personnel mooy c'est toujours 15 jours 20 jours après moment bi ñu ko waroon jël problème timing donc globalement
je pense qu'il y a quand même de la cohérence parce que gestion épidémie da ngay xool fu nekk fa ñu toll ci xam-xam mais aussi da ngay xool paramètres yu bëri. paramètre sanitaire bi mënul ëpp doole benn moment bu ñu ci yegsee paramètre économique wala paramètre social wala paramètre religieux te yooyu yëpp ay paramètres la yoo xamee ni bu ci nekk buñ ci yeggee bay jël décision bi paramètre bu ci nekk dafa am nu muy croiser ak beneen paramètre bi. donc loolu mënu ko ñàkk a teg ci table bi. sooy analyser cohérence suñ stratégie globalement. stratégie bi ñu jël globalement mooy pas ñu am 0 cas. loolu mënul nekk. li ñu doon def dans un premier temps mooy bu cas yi bëri ba dépasser suñu capacité. en attendant ñuy. mais loolu muy suñu ginnaaw waaw. waaw ñuy yokk. doole système sanitaire bi ba mu mën a àttan. liy ñëw moment bi ñu koy yokk boobu fekk na amaguñu cas yu bëri. donc ci lañ génne 69 milliards daal di ne lii dañ koy donc yooyu. pour man. anticipation bi mu ngi fa woon anticipation bi mi ngi fa woon. bi ñu demee nag ba nga xamee ni ñu ngi def assouplissement man bokk naa ci ñi nga xamee ni ñoom ñoo demandé assouplissement. parce que je pensais que moom moment boobu muy jàkka yi. muy regroupement yenn yi nga xamee ni am na solo même ci réew mi. muy mbiru économie. boo demoon à la base xool nit ñi commencé woon di sonn. xool secteur économique yi ni mu nërmeeloo. da ngay gis ne lii su président assouplirul. leneen lu graaw. mën na xew ci réew mi. malgré que assouplissement bi am na risque. parce que xëy na du ñàkk moom mooy indi maanaam risque moo mënul ñàkk. oui très bien parce que bu ñu fàtte ne. feebar yi nga xamee ni ñoo fi ñëw yëpp nii lañ fi ñëwee. dañuy xeex ba nga xam ni du ñu lor. massivement. oui après ñu koy gérer par ndànk. très bien docteur feebar bi pour man noonu la nar a demee. très bien docteur alors politique bi est-ce que gis nga ci incohérence comme waaw xam nga cohérence moom. notion boo xam ne même ci droit sax ñu ngi koy jéem a appréhender. mais lu jafe la ndaxte adéquation mesure yi nga jël ak réalité bi. wala est-ce que harmonie am na ci na ngay doxalee. mais bu ñu xoolee la décision politique notamment politique publique. moo jafe nga tester l'efficacité dans l'immédiat. il faut nga dem moo tax ci njëlbeen bi ñu ngi doon wax l'évaluation d'ailleurs boo xoolee le discours du président de la République dafa apparaître comme plus une sorte de bilan. essentiellement d'ailleurs bi muy tàmbali dani cheminement parcouru les perspectives. donc loolu jar nañu bàyyi ko xel mais mbiru cohérence bi il faut nga am indicateur. pour mën a wax ne incohérent na wala incohérent est-ce que aujourd'hui sur le simple fait que gis nañ ne virus bi mi ngi yokk. loolu war na nekk indicateur buy natt maanaam cohérence su mesures yi ñu jël. wala tamit mesures yooyu dafa war a am effet parce que lii doyen wax docteur wax sànq c'est très important. njiitu réew mi gis nañ ci discours bi wax na la vie. le virus l'économie. trilogie boobu noonu maanaam mooy est-ce que dañuy sauver nos vies wala est-ce que dañuy sauver État. bon distinction bi mënuñu ko def parce que sauver l'État c'est sauver les populations. Oui. mais li ci ëpp mooy. il faut que ñu accepter. vivre avec en même temps se rendre compte que finalement. même bu État defee kéemtalaay kattanam. maladie bi maanaam li koy gën a arrêté. mi ngi mel ne ndaxte boo xoolee nit ñaa ngi feebar yeneen xeetu maladie ñi ngi fi. boo gisee dañ naan la taux de décès bi sax xëy na. ëppee na feneen donc il y a tous ces paramètres. qui fait que en réalité sur la base d'un seul indicateur dana jafe loolu ñu ne cohérent na. wala cohérent wul. très bien monsieur le ministre. li ma bëgg a wax rek mooy que ne. sànq junj nañ ko ci waxtaan bi. xam nga jàkkaarloo ak feebar bu mel nii. du rek nga def ba nga xam ne ñi feebar dañ leen di faj. lu complexe la. il faut que nga jàkkaarloo jël li nga xam ne yëpp moom la réew mi soxla. dans leur diversité. te loolu moom moo feeñ ci gestion bi. c'est-à-dire que mënuñu woon a jóg rek
ne dañuy def ba nga xam ne kenn du am virus walla ku am virus wér. waroon nañoo xool lii xew ci économie bi waroon nañoo xool lii xew ci suñu dund sénégalais. loolu yëpp ñu jël ko en charge tey li ngay màndargaal ne liñ doon def am nañ ci ndam mooy yeneen réewu Afrique yi nga xam ne ñoom ñoo ko amandoo. ndam liñ ci am ci néewal limu ñi génn àddina ci feebar bi ci néewal ci yokk ñi nga xam ne ñooy am feebar bi di wér. mais soo ko méngalee Sénégal ak yeneen réewu Afrique yi. moyenne bi Sénégal lu yées loolu la am ci ñuy dee. soo ko seetee ci ñuy wér. ful na li nga xam ne ñooy wér. même soo ko méngalee ak li xew ci àddina bi. nga jël moyenne nationale. ba pare ñu ne lenn lu mu jur sama tailleur bu may ñawal. commencement bi mu amee fukki fan ak juróom daf ma téléphoné naan man ñu de liggéeyatuñu. ma ne ko mais defaral masque. mu ne su ma defee masque nan laa koy def ci jamono yi passé mu oo ma ne ma li ma am ci masque de li ma ciy am moo ëpp même li nga xam ne moom laa daan am sama atelier su may ñaw. donc ñu xam ne voie bi ñu jëloon ak stratégie bi. du stratégie rek xeex feebar. wax naa la suñ ci jógee ci feebar bii da nga gis Sénégalais yi ci koom-koomu économie. ne serait-ce que fabrication gel hydroalcoolique yi. daf ma óor ne que ni nit ñi sans même feebar am. da nga gis koo xam ne kii dañu continuer di gànnaayoo. benn gel hydroalcoolique. ci moom donc loolu la président Macky Sall doon seet mooy moo tax mu tuddee programme bi programme de résilience économique. et sociale. ça veut dire que suñ ci jógee war na jàngat bu mu am boo xam ne bii ci suñu nekkin ñun. dafa war a changer ci suñu koom-koomu réew dafa war a changer. parce que réew yi nga xam ne yépp yenn saa yi def nañu ay jéego yu mag ci seen économie ay réew la yoo xam ne yi ay métit yu rëy dal na seen kaw. comme guerre wala génocide dal na seen kaw. suñ ci jógee dafa am jàngat bu mu leen di jàngal. face aux difficultés. capacité de résilience. très bien am na donc loo xamante ni te loolu la ñu gérer en même temps. mu am benn pédagogie bu ñu def. mu ngoog dagguma la parce que dafa am loo xamante ni président de la République également wax na ko mooy wax naa ko sànq moo ñuy redoubler d'effort surtout protéger les couches vulnérables comme mag ñi comme ñi nga xamante ni xëy na ñoo amee yenn feebar yi waaye booy xool en même temps bu ñuy wax loolu dafa mel ni kon tey Sénégal la ñu tijji comme ni mu tëjee woon léegi li ñu war a ragal mooy bu fekkente ne nii amoon na ay restrictions. ñu jékki-jékki assouplir. nit ñi commencé relâché wu léegi bu ñu nee amatul assouplissement amatul oyofal waaye dañu bàyyi lépp ndax loolu warul am benn encadrement boo xamante ne nii nguur gi dina ci taxaw ngir mu bañ a ëppi loxo. waaw defe naa ne loolu encadrement bi. mooy sensibilisation communication. c'est-à-dire que dañoo war a jóge ci peuple boo xam ne bii dafay am nit ku topp suñ ginnaaw ak yat di ñu wax lii ngay def lii ngay def. ku ci nekk jàpp ne soo sàmmee sa bopp. yaa ngi sàmm Sénégal yépp. yaa ngi sàmm d'abord sa njaboot. parce que kenn mënu la wax ne feebar bi du dal sa kaw. ku ci nekk da ngay sabablu rek li nga war a def nga def ko. mais soo defee li nga war a def su dalee sa kaw au moins du rëccu ne. li nga war a def defoo ko. dëgg la parce que loo xam ne lii gisoo ko. loolu rek la. très bien donc léegi li ma ci jublu beneen bi mooy. soo sàmmee sa bopp damay wax toujours nit ñi ne leen mais soo sàmmee sa bopp ki ngay njëkk a sàmm d'abord mooy sa njaboot. parce que soo ko amee ñi koy njëkk a am sa njaboot la. tigi sa waa kër yëppay tëdd. donc ku ci nekk na nga def sa kéemtalaay kàttan. lii suñ ci jógee. li nga xam ne yëpp ñi ngi ko doon def bi ñu ko aayee. nga aayee ko sa bopp yow en tant que sénégalais. ci sa conscience. donc bu fekkente ne ni effort yi dañ ko war a gën a. dañ ko war a gën a yokk gën a yokk gën a farataal mesure barrières yi gën a farataal takk masque yi. loolu cela veut dire aussi. que nguur gi ci boppam ab liggéeyam mu ngi tàmbalee door parce que gis nañu ne bi passé boo demee ci plage yi ak nu ñu koy waxee relâchement bi passé wala boog assouplissement bi passé gis nga ni mu mel
gis nga xale yi ci mbedd mi donc tey jii ban approche la nguur gi war a taxawal ngir mu bañ a ëppi loxo ñëpp war a jàpp rek ne levé nañu état d'urgence bi c'est synonyme de jàngoro ji presque jeex na. waaw Khalifa je pense que li gën a am solo ci defin bi. moo xam politique publique ñu teg ko moo xam aussi population yi am njàqare moo xam aussi ñi ngànk politique bi aussi. di wax ne xëy na war nañ gën a dox war nañ gën a ñoŋal. li ci ëpp solo approche bi approche d'équilibre la war a doon. ak inclusivité je pense que sànq ñu ngi doon citer couche sociale yu bari. ci discours bi mi ngi leen di rappeler pour wane ne démarche bi. je pense que monsieur le ministre wax na pédagogie je pense bu ñu naan pédagogie mooy est-ce que li ngay wax ak li ngay jëfe mi ngi am njeexital wala est-ce que ñu ngi koy jëfal ñu ngi lay dégg. donc pour wane ne daal approche bi. warta ëpp. warta sooxe. équilibre la. ndaxte tamit bu fekkee état dafa ñëw indi benn li ñu naan régime d'exception. maanaam liberté yi ñu gàttal ko nit ñi génnatuñu. nit ñi xëy na amaana ñi amoon seen activité économique xaw na sooxee yooyu bari. day dem ba finalement foyer de tension sociale mooy juddu. gisoon nañ ko waaye tamit loolu du caage ne état ci mesure yu mu war a jël na fexe ba santé des populations. kooku droit constitutionnel la état moo leen ko garantiral. wala boo xoolee les malades du Covid ku ci feebar état moo lay jël en charge. mais toujours est-il que l'approche doit être l'approche d'équilibre autant permettre citoyens sénégalais yi ñi ci war a dund maanaam bu ma nee war a dund mooy nga am sa activité économique moo xam nga nekk kuy ñaw moo xam nga nekk kuy bay ak loo mënti doon ñu fexe ba yow ni la état naan la man de bëgg naa la aar waaye na nga fexe tamit sa activité économique du loo xam ne aussi man dinaa ko naax saayal donc équilibre bi daal je pense que tey jii nii moo war a nekk moo war a doxin bi waaw fexe de telle sorte que benn du ci jeng daal maanaam nii rek très bien alors lii si sa gis-gis la moo war a doon approche bi ci taxawaay bu bees bi nga xam ne levé nañ mesures yi waaye dañu war a gën a taxawal xeex bi ci wàllu mesure barrières yi léegi man damay laaj ki nga xam ni dafa am problème mu encadré effet wu mesure d'assouplissement est-ce que dina am possibilité wu encadrer effet wu levée de l'état d'urgence ki nga xam ne bi mu assouplir wàññi maanaam restriction yi mu jëloon mu wàññi ko nit ñi ñu sentir ni dafa am relâchement te mënu leen encadrer est-ce que kooku dina mën bu lever dindee lépp dina leen mën a encadrer. donc ban approche moo gën. non xam nga Khalifa. il faut que ñuy wax sénégalais yi dëgg. di leen wax lu ñu mën a dégg parce que bu fekkee ni état dafa nekk mook citoyens yi di def jeu muus ak janax du sotti. dañu sonn ci slogan yi presse beneen bi force kii bi je sais pas dañu sonn ci slogan yi. gis nga résilience buñ ko dee wax. doo ko am ci pandémie de la résilience c'est une finalité. ki nga xam ne day wax ci résilience ci système sanitaire. te mësta tabax hôpital ci 8 ans kooku bu la waxee résilience système sanitaire di nga ko gëm ci 8 ans mosoo tabax benn hôpital bu la waxee ne tey suñu système sanitaire résilient na. est-ce que di nga ko gëm au contraire yow nga préférer jël xaalis bi nga xam ne waroon nga ci mën a tabax ay hôpitaux pour que tey ñi nga xam ne dañu feebar ñu leen di defar. prise en charge extra hospitalière maanaam dañ leen jëlee ci hôpitaux yi di leen fekk seen kër yi di leen faj ndax problème mu lal ban résilience sanitaire moo fa am ñu ñëw ci résilience économique et sociale c'est un ensemble mënoo xaar ba nekk ci diggu pandémie ngay révélo nit ñi ay presse ay résilience la résilience c'est une finalité et elle ne se construit pas non xaaral Khalifa xam nga je comprends bien mais xam nga dañuy bañ mu nekk waxi kujje non mu nekk mais ji nga Khalifa c'est ça nag mooy drame Sénégal fi ñu toll mënuñu toll non c'est que par rapport ak li ma laaj laay wax de par rapport ak sama question mooy ban approche lañu war a samp ngir li nga xamante ne nii xëy na àndul ci lu leenu maanaa parce que économie bi ak réalité ñoo ñu ko imposer ñu réussir que ban approche là je demande une solution. mais approche bi man. li ma la wax mooy ki nga xam ni mënul encadrer. effet wu assouplissement. du kooku mooy encadrer effet wu. ba tey joxoo ma solution joxoo ma benn approche. la mu wax sénégalais yi. waaw
te mooy responsabilité individuelle. C'est là où on appelle les Sénégalais. Et que les communautés les collectivités les associations ku ci nekk na mu ko waxee woon le 11 mai. bàyyi leen ngeen dund ak virus bi na Sénégalais ku ci nekk takkuwaat ci fànn boobu. moo xam parti politique nga association nga loo mën a doon regroupement boo mën doon mais la prévention individuelle. la prise en charge individuelle ba gannaaw ba ñu livré le 11 mai. ci lañ nekkoon ba tey nañ ci continuer sax te bañ ko ci xaar. ok alors docteur. mbir mi de yaakaar naa ni ci solution yi dara beesu ci. xanaa war a yokk. rek taxawaay bi ndax ginnaaw bu ñu assouplir. mais may fàttali ne communauté yi en fait buñ leen ginnaawal. communauté yi balaa ñuy def obligation takk masque ñoom ku nekk wut nga sa masque. tigi dëgg la. masque yi. décision bi ci population yi jël. moo jiitu décision bi ci gouvernement bi jël. nit ñi am nañ seen conscience su bopp. il faut ñu def jël conscience boobu. ñu wóolu leen ci. ñu am na nag c'est vrai ay jafe-jafe. ci respect mesures yi. ku ci nekk gis na ni nit ñi dañ cee mujj sonn. cee mujj am dafa am mujj am lassitude. loolu warul tax ñu découragé. war a tax ñu continuer yokk communication bi. comme ni ma ko waxee. ba léegi ci communication bi am na ay déficits yu bari. yu war a jóge ci état bi mais aussi yu war a jóge ci acteurs yëpp. xeex bi du xeexu état bi état gouvernement kese. au contraire moom dafa war a jël leadership. mais nag fi ñu koy gagné dëgg-dëgg fi ñuy defee différence bi. mooy ci communauté yi. wax nañ ko depuis 2 mois yaakaar naa ni communauté moom mooy terme bi nga gën a dégg ci télé yi. tout à fait xam nga li ñuy ragal mooy comme sànq ni ko lii souligné. bu fekkente ne nii dañu ne oyofal nañu. nga gis bàyyeeku bu ñu nee yëkki nañu est-ce que du jéggi dayoo en fait loolu moo tax may laaj nan la ñu war a taxawee ngir jéggi dayoo boobu ñu fàggu ko comme ñu ñëpp seede nañu ne bi ñu oyofalee dafa am bàyyeeku. waaw yokk pour man daal yokk taxawaay nguur gi yokk taxawaayam. kon liggéeyam mu ngi soog a door. en réalité daanaka ci la léegi la war a gën a metti léegi la war a gën a tar. solution yi nga xam ne ni moom lañ ci war a trouver. parce que population yi bàyyeeku nañ. léegi nag fii la ñu war a police sonn na. gendarmerie sonn na mais pour man du question ñëw rek police wala gendarmerie ñëw pour réprimer. non fii la ñu war a jël beneen démarche. mooy démarche pédagogique. man je me rappelle bi mbas mi di door a commencé gendarmerie convoqué na ma sama quartier ak sama imam. bi ñu fa demee toog mais c'est un jeune gendarme. mais da ngay gis ne seen démarche jour boobu c'était pas une démarche de répression. c'était une démarche pédagogique. ne lii ñuy en fait lii ñuy convoqué ñun lañ koy defal. en fait pour wax ne feebar bi la ñuy bañ mu law. dëgg la il a expliqué pendant 30 minutes. pour man démarche boobu. fi mu nekk nii police ak gendarmerie sax. distribution de masques la ñu war a commencer. très bien ñoom ci seen bopp. très bien alors monsieur le ministre dem ci communauté yi dem ci nit ñi. fañ daan dem yëpp. est-ce que du tey la seen liggéey door tigi par rapport ak ñaari tableau yu ma samp sànq bi ñu oyofalee nit ñi dañu génn commencé dem ci plage yeeg dajaloo bi gën a takkarnaase léegi nee nañ yëkki nañu est-ce que dégg-dégg bi du gën a nasaxal mbir mi. waaw li ma bëgg a wax foofu mooy benn damay wax rek damay nettali encore benn mbir boo xam ne bii. bi mbir mi commencé la boobu sax état d'urgence amagul woon. ma dem ci benn xew kenn di ma bëgg a jox loxo. ma ne ko du ma la nuyu. mu mer ci. ne ma man feebaruma. mu gis ci boppam. et puis waaw mu mer ci gis ci boppam. mer ci ne feebaruma et puis man sa mbokk la. ma ne ko mais waxuma ne da ngaa feebar parce que man mi lay nuyu sax mën naa laa jox feebar bi. li nga wax ni c'est essentiel parce que da nga daan dégg en famille. ñu naan on est entre nous. waaw donc léegi loolu amatul. samedi ak dimanche bi maa ngi woon Kër Madiabel village. ci village yi ni ñu socialisation ni ñu fa amee doole. kenn nuyuwuma kenn laa nuyuwul. donc loolu moom la ñuy continuer li ma ci bëgg a yokk rek mooy xam nga bi ñuy commencer guerre bi. ñëpp ci jàpp médias yi dañ cee jàpp. ba tey. ñëpp ci jàpp ba léegi waaw dañ cee jàpp ba léegi nii ñu jàpp ne que ne Sénégal ci boppam ñun ñëpp sénégalais. ñooy xeex. xëj na suñu amulee ndam ñi nga xam ne moom nañ ci joxoñ mooy ñi jiite
waaye ku ci nekk war ngaa gis sa bopp ça veut dire que guerre bi ñun ñu ko perte. donc dañoo war a liñ daan def suñu bëggee gendarme taxaw ci ginnaaw ku nekk loolu mën la nekk. ku nekk yaay responsable ku nekk ci association ku nekk ci daayira ku nekk ci sa biir kër. donc yaay def le maximum appel bi njiitu réew mi oote ci responsabilité individuelle mënuñu ko qualifier de bàyyi leen ak seen bopp mais plutôt d'implication d'inclusivité bi nga xamante ni Moustapha wax na inclusivité et puis responsabiliser responsabilisation Sénégalais parce que réew pour mu développer. il faut que citoyens yi ci anam bu nekk. ku ci nekk sentir ne tu es responsable. li xew ci réew mi. du njiitu réew rek du gouvernement du gouverneur. du policier. waaye sa bopp yaa ko war a def. boobu laa njëkk wax beneen bi. mooy leen lu ci am solo. mooy dañoo toll ci société boo xam ne bii képp ku feebar sax loolu da ngay ruus ne wane ne feebar nga. wala am kersa wane ne feebar nga. xaar ba feebar bi gañe la ngay doog a dem hôpital. c'est trop tard. wala ñi nga dëkkal di la moytu. te ñi nga dëkkal suñ jëlee mesure barrière. mën nañ laa dimbali ci sa feebar bi. donc dama bëgg ñi nga xam ne feebar bi da leen di dal. yàlla moo leen ko teg. du dañoo sàggan wala leneen mën ngaa jël sa matuwaay yëpp feebar. ñu bañ a rus am kersa dem pour ñu faj leen. ndaxte ñi nga xam ne ñoo ci faatu fan yi bari li ci ëpp. dañuy xaar ba dernier moment ñu dem hôpital. wala li ci ëpp li ñuy wax. seen kër sax la ñuy faatoo ñu si bari. dañuy def test post mortem. ñu faatu. ñu xam ni moo leen faat presque ñi nga xam ne ñëpp commencement feebar bi. danañu dem hôpital ñu faj leen. ñoom presque ñoom ñëpp dañuy wér. très bien. donc loolu laa bëgg daal. ñu sàmmale ko suñu biir. xam ne daal ñun ñëpp ñooy gañe feebar bi. ku ci nekk su ne doomu aadama dara tëwu ko. yàlla bañ ko dégg ni nguur gi dafa ñu bàyyi suñu bopp. yàlla balaa muy indi benn problème. indi na solution bu koy faj. waay problème bu yàlla indi rek. indi na solution bu koy faj. très bien alors solution boobu nag mi ngi ci nit ñi. dernier aspect bi ma bëgg ñu aborder ko mooy li njiitu réew mi pratiquement tëje wala si digg discours am mooy dellusiwaat na ci créativité bi nga xam ne ni jàngoro ji feeñal ko parce que jàngoro ji feeñal na ni Sénégal am na ay génies yoo xam ne mën na ñoo. liggéey lu bari loo xamante ni ñu ngi ko doon jéggaani bitim réew ba si jël yi nga wax xale yi étudiants yi sax ñoom ñoo kaa defar leneen li mooy consommer local bi xam nga xewoon na fi ay jamono ñun bu ñu gën a nekk xale daanañ def consommer local day ay mburu dugub ak yooyu mais dañ dem ba mu nekkoon effet de mode après mu dépassé ñaari ponk yooyu muy soutenir créativité Sénégal ndaw ñi ak yi nga xamante ni ñu ngi koy sos ak fexe ba li ñuy bay si réew mi mu fee meññee ñu doyloo ko di ko dundee. loolu tey ndax yaakaar ngeen ni Sénégalais yi noppi nañu ngir matale ko ni ko njiitu réew mi bëggee maanaam bañ ko def effet de mode. waaw maa ngi lay remercier Khalifa toujours ci question bi ndaxte am na solo lool yaakaar naa ni lu ñu gën a souvent di lottale. mooy di waxtaan ci li njiitu réew mi génne tey wax ko ne contenu local. gis naa aussi concept bu mu employé souveraineté économique. ndaxte contenu local jëm nañ ko sax tekki ci wolof am na ñu naan mooy sa moomeel. wala jël li nga moom. mais ñun dafa am ay obstacles déjà ci sunu wàllu loi ndaxte bu fekkee sunuy code dafa wax ne une entreprise sénégalaise mooy entreprise bu nga xam ne dañ ko immatriculé ci RCCM registre de crédit immobilier. conformément au droit de l'OHADA ça veut dire quoi. man mën naa nekk société française bu ma ñëwee créé wu. comme ni ma loi tënkee waaye ñi nekk ci biir yoon tënku ma ñu doon ay sénégalais. moo tax boo jëlee ci yeneen wàll yi sax lu mel ni secteur mine pétrole gaz. même secteur pétrole gaz débat yooyu ma ngi fay am. maanaam lan mooy entreprise sénégalaise. ndaxte est-ce que ci capitaux yi dong la. wala ci nationalisation bi dong wala ci nationalité bi dong la wala ci lañ cay am. moo tax yooyu tamit ni ko njiitu réew mi génnee il faut ñu acheminer liggéey boobu fexe ba. bu ñu nee contenu local ñu mettre l'accent sur la nationalité am na réew yoo xam ne sax dañuy gën a radical dañ naan il faut nga résider sur le territoire pour mën a carrément ñu xam ne entreprise bi. sénégalais wala doomu réew mi ëppale si ne serait-ce que benn part. waaw léegi beneen ponk bi ci am solo mooy nan ngay gunge les PME. maanaam entreprise yi nan la leen gouvernement bi di gunge. ndaxte bu ñu nee fonds Covid.
mu ne aussi programme de relance économique. moo tax foofu xëy na tey du waxtaan wi. mais man amaan naa ci beneen xalaat ci par rapport même au pilotage. notamment à l'absence d'un premier ministre. Oui. parce que gis nañ ne liggéey bu am solo la. mais fi ñu war a gën a taxaw rek mooy nan la ñuy fexe ba xam nga tey ji boo duggee ci benn supermarché wala nga dem kii da ngay gis produit yi ñaari yu ci bari. wala sax am na yenn yi nga xam ne ñu ngi fi boo fa demee da nga am lu la metti ndaxte da ngay gis ne lépp lu fa nekk dañ ko jéggaani. te am nañ fi ay ñuy def menuisier wala am nañ ñeneen ñu nga xam ne tey ji am nañ talent. naamte nguur dana def jéego. bi ci gën a am solo mooy fexe ba citoyens yi seen bopp parce que préférence la damay joxe souvent exemple médicament Efferalgan bu jógee France ak bu nekk ci Sénégal bon comme ñun xëy na amaguñu souveraineté pharmaceutique en termes de brevet pour defar ak yooyu mais da ngay gis ne sax gënalante bi dafay am boo xam ne waaw yaa ko wax léegi moo tax ma ni ci wàllu woowu li ci ëpp solo mooy état bi faire de telle sorte que li ne ci réew mi ñu valoriser ko valoriser bi nag mën na bokk xeet yu bari ba ci mel ne yëre yi ñuy sol par exemple est-ce que tey jii nii war nañ pare nañ ba ni léegi bu ñu ñëwatee sax costume cravate xëy na amaana dañ koy teg ne léegi ñu xool lan la suñu tailleur yi ñëw pour ñu sol très bien waaye yooyu ay xeet la pour wax leen monsieur le ministre dina indi toog léegi mais fi may daanele rek président Macky Sall newoon na mobilier dootuñ ko jéggaani ci artisan locaux yi lañ koy jële waaw léegi fi may daanele rek loolu de mooy ñëwaat rek maanaam ñu fexe ba li fi nekk potentiel bi ñu évaluer ko xam ne ñun kët lii la sunu askan mën moo xam ci domaine boo mënti jël mais créativité bi justement pour jeexal ak yow créativité bi li mu ne dina ko soutenir waxoon na ko bi passé le 11 waxaat na ko tey est-ce que dal na sa xel bu ñu seetloo Sénégal ni ñuy du ma ne ni ñu ñàkkee fulaal mais en tout cas ni ñuy doyadilee recherche bi ci wàllu financement bi est-ce que dina dal sa xel. waaw xam nga sax créativité sax boo koy wax sax ñaare da nga naan innovation. da ko ciy yokk. ndaxte maanaam créativité environnement boo xam ne. day laaj lu bari. ndaxte mooy yow est-ce que li nga inventé yow am na loo xam ne permettre na la. nga transformer de telle sorte que dana jaay boppam. moo xam ci norme yi li ñuy laaj en termes de marketing et tout. mais loolu je pense que aujourd'hui dëkk yi yëpp yi nga xam ne. Covid bi daf leen dal. dafa nekk ponk yu ñu gën a jiital. soutenir les entreprises et développer la recherche. une question de survie. l'innovation. parce que loolu mooy. li mu tuddee programme de relance de l'économie. parce que bu ñu nee luy jógee 6 ba 1. loolu day doy waar ci réew. parce que baisse des recettes déficit bi di gën a creuser wu. mais la recherche au Sénégal ku nekk xam na ni demewul noonu. waaw xam nga. état bu Sénégal moo xam mu doon beneen état déjà dañoo bokk ci benn espace bu ñu naan espace CEDEAO wala UEMOA réalité économique yi presque boo xoolee à part yenn dëkk yi ngay jël yu ci wute dafa méngool maanaam nguur moo en termes de mobilisation de recettes li muy dajale boo xoolee budget bi tey jii nii ressources intérieures ak ressources extérieures boo xoolee boo nekkee ci ay 3000 milliards léegi nga xoolal ne aussi sa administration fiscale li muy génnee nga boole loolu yëpp di nga gis ne li nga am ci recette ñaare du la mën a permettre yow nga doxal say politique moo tax foofu dañ naan assiette fiscale bi ñu gën ko élargir fexe de telle sorte que même ci wàllu l'impôt ña dul woon fay ko ñi tamit nekk maanaam bitim réew peut-être di am ay activité seen xaalis di génn moo tax yooyu yëpp droit bi dafa am solo parce que état li koy gën a dëgëral même bu bëggee accompagner ces PME li koy gën a dëgëral mooy droit bi am benn sécurité juridique boo xam ne dogal bu mu jël rek. te consommer local dafay ànd ak surtaxé aussi li koy concurrence jóge bitim réew. non consommer local bi en réalité loolu débat bu yàgg la. moo tax aujourd'hui contenu local nu mu ko waxee nii. je pense que nañ def réforme nécessaire yi d'abord ba pare lever tout ce qui est obstacle ñu xam. lan mooy entreprise sénégalaise. yow est-ce que Khalifa bu ko créé ba pare yor beneen nationalité est-ce que c'est une entreprise sénégalaise. oui bu ñu xoolee suñu droit fi mu toll nii. donc yooyu yëpp ay efforts yu ñu war a def la. alors Ousseynou Ly. la mooy sa gis-gis ci ponk boobu par rapport contenu local bi consommer local bi. waaw damay reprendre rek fi ministre bi daanelee. donc dafa souligner aspect bu am solo. par rapport ak stigmatisation bi tout ça. donc xaju fi suñu biir. feebar la ku feebar na nga dem ñu faj la. parce que bu ñu la fajee itam. sa santé sa wér-gu-yaram dem nga exposer sa njaboot itam c'est pas intéressant
mais pour ñëw ci sujet consommer local ak créativité man je sais que discours bi communicants au palais yi n'ont pas chômé hier. Parce que c'est en fait après comme on dit après la tempête il faut vendre le beau temps. Donc nekk ni ñu gérer feebar bi baaxul donc on nous fait rêver encore à nouveau ci ay concept créativité consommer local il a fallu combien de temps mu soog ko wax. Mais paradoxe bi ci nekk yaa ngi wax consommer local dem signer APE. C'est contradictoire xam nga mooy gis nga Khalifa gestion au jour le jour baaxul. Pilotage à vue baaxul. non consommer local sax day consommer local xam nga day fekk xaaral ma ñëw. waaw non dama li ma bëgg a wax mooy xaaral ma ñëw consommer local boo ko dee wax. mooy da ngay jël sa marché say producteur nga jox leen kàttan ñu mën a produire mën a jox nit ñi li ñu soxla. ou même donner l'exemple. non xaaral léegi yow boo ñëwee. defoo loolu nga dem signer ji APE. mais boo nee consommer local kañ tu rey nga producteur parce que APE bi nga signé. day permettre le producteur étranger ñëw di concurrencer. ak sa producteur yow. donc c'est dit que bu waxee tey jii ne consommer local c'est un slogan. yi ñu tàmm di jox man. te il a fallu encore mu ñëw ba feebar tool fii mu ñu soog a wax consommer local. créativité mais on a perdu du temps pour xam ñun suñu jeunes yi Serigne monsieur le ministre ñaata nit la may bourse ñu dem jàngi ay sénégalais doomu sénégalais yu xarañ. man ñu ma ci xam ñi ñoo xam te ni ils sont calés en technologie. mais ba léegi mënuñoo ñibbi ci Sénégal parce que tubaab yi bañ fa demee dañ leen jox xam-xam jël seen xam-xam ci ñoom en ce moment. ñu leen di liggéeyal di leen xalaatal di jox seen société ñuy jariñu. te ay doomu sénégalais lañ fii lañ jàngee suñu ay bourse lañ leen jox ñu dem jàngi. donc ñooñu noonu ak ñi nga xam ne partout dans le monde les ressources humaines Sénégal. xam-xamu Sénégal. ci àdduna bi nit ñi dañ koy wër. donc yow aspect boobu gëmoo ko. non mais. Quelles sont les conditions qui ont été mises en place pour que nit ñi demoon jàngi si mën a ñëw service seen réew andi seen xam-xam. Très bien. ci créativité la bokk. Et deuxièmement ñu ngi ci ère technologie. Rwanda en ce moment jóge ci période bu métti. mais aujourd'hui mu ngi xëccoo hub technologique en Afrique. alors que Sénégal tey jii fi mu am accès ci fibre optique dëkk yu bëri amuñu ko. mais tey jii ci wàllu technologie le Rwanda nu développé. donc yan politique bu ñu ci woowee itam yan politique la ñu jox. wala lu mu teg bu fekkee da nga préféré jël benn train boo xamante ni Alstom da doon waaj a daanu ñëw jaay la ko 1500 milliards tabaxoo ci école. tabaxoo ci hôpital. defaroo joxoo doole baykat bi le producteur tijji ko signé APE pour mu ñëw ñu concurrencer ko. nga ñëw nga ñu consommer local ak créativité on a un problème mais ñun parce que ñu ngi ci consommer local parce que ñu ngi suñu vacances agricoles patriotiques. oui jërëjëf Ousseynou Ly c'est vrai que train bi mu ngi fii la pënd te ba tey li suñu gis ay milliards xëy na am na feneen fu mu prioritaire loolu xel mën na ko nangu. mais na def bilan itam gestion bi foog ñu def ko parce que wax na yëpp mais wax ci bilan wu gestion Covid bi maanaam xaalis bi ñu laaj ñu jox ko. Covid bi jeexagul de saa waay. mais war na ko def waxu ko ci de. jeexagul de mais moom nee na jeexagul. waaw déjà annoncé na pour le 15 juin. na wax Sénégalais yi mu def milliards yi tamit. le 15 juin war nañ dajal distribution aide alimentaire bi. waaye jàngoro bi jeexagul ndax wax na ko itamit nee na pare nee na jeexagul. 15 juillet pardon mais tamit sénégalais yi xaalis bi ñu jël ci ñoom. fu ñu ko defagum. defe naa on n'est pas encore à l'heure du bilan parce que il faut ku nekk si ñun aussi am nga sa responsabilité moo xam journaliste nga wala opposant wala du pouvoir war nga mën a wax sénégalais yi baamtu li nga xamante ne njiitu réew mi wax na ko mooy jàngoro ji jógu fi yëkkati nañu mesures yi mais ba tey jàngoro ji jógu fi. takk leen seen ay masques jël leen seen ay précautions respecter les mesures barrières fi mu nekk nii mën nañu gis ne dañu bàyyal suñu bopp waaye mën nañu gis également ne dañu responsabiliser jox ñu suñu cër ci réew mi ak ci xeex bi bu ko defee jàngoro coronavirus ànd faagagal ñu ñëpp wala mu ànd bañu ñu wéyal suñu dund ni ki ni ñu ko bëggee docteur aspect bi mu bëggoon ñu jeexale mooy consommer local bi contenu local bi nekk Moustapha waxee léegi. waaw. aspect bu am solo la jaroon na moom kese émission bi parce que pour man épidémie coronavirus c'est vrai song nañ ko ñu ngi jàmmaarloog moom ñu continuer di xeex ak moom mais épidémie bi nga xamee ni moo ñu nar a faagaagal mooy épidémie économique parce que gis nañ ne dina am jeexital bu am doole ci suñu koom-koom ak ci suñu askan fii ak ay at lay wax la ñuy wax bu ñu jógee ci 6,8 taux de croissance
même bu fekkee mën nañu discuter contenu taux de croissance bi. léegi 1,1% lañ jëm. donc ça veut dire peut-être moins ouais. voilà wala sax moins. mais ñan ñooy porter croissance boobu moom mooy surtout. entreprise yi nga xamee ni bu ñu dajalee ba dajalee li ñu am yàgg bénéfice bi bitim réew lañ koy yóbbu. tam benn déception bu mag bu ma am ci discours bi mooy dégguma ci informel. te ñun dañoo mos a jàpp ne su may liggéey ci benn rapport alternatif sur l'Afrique. ñuy proposer fi mu nekk nii benn livre solution. pour jox ko nguur gi jox ko aussi askan wi. wone ay buntu yu bees yoo xamee ni mbas mi ubbi na ko xam nga door na jafe-jafe ci suñu dëkk. mais jafe-jafe fu mu teewee ci askan dafa am aussi ay opportunités yu muy ubbi. li nga xamee ni nii moom la ñuy tuddee économie informelle. ñun bëgg nañu dootuñu ko tuddee noonu parce que xas la. da ngeen a informel mais dañu bëgg ñu tuddee ko économie immédiate. économie boo xamee ni day wëlbatiku doon njariñu. askan wi boo ko tuddee noonu ci nga koy gën a mën a fonk te boo ko fonkee yëkkati alal yëkkati organisation encadrer leen pour ñoom ñu yanu économie réew mi xam nga fi mu ne jafe-jafe bi ñu ëpp ci bi ñu am mooy fi secteur bi nga xam ne moo ëpp lu muy créer ci emploi ñoom la secteur bi nga xamee ni moo ëpp lu muy produire ci produit intérieur brut ñoom la. ñoom boo xoolee sax ñoom ñoo taxoon ñoom gënoon a fës ci ñi taxoon ñu ne yitte woon nañ dimbal parce que boo da nga naan dégg ñu naan kii xëy di daaxi dépasse lu muy def. ba président ne am na sax ay catégories yoo xamee ni dinañ leen ci yokk. ci ñi ñu war a dimbali mais xoolal buñ leen ñooñu bu fekkoon ndimbal boobu la ñuy xaar. ñetti weer ndimbal bi yegsiwul ci ñoom. te pourtant ci période mbas mi. période bi mu gënee jafe ci lañ ci waroon a jot. moo tax pour man ñooñu soxlawuñu ndimbal ceeb. dugub ak yeneen ñoom li ñu soxla mooy ku leen reconnaître seen type d'activité. da ngay jël mécanicien. reconnaître leen tekkiwul formaliser ko. man formaliser d'accorduma ci. parce que terme la boo xam ni Banque mondiale ak FMI ñoo ko indi. fi mu nekk nii moom la ñu ŋànkati li tax ñu ŋànk ko mooy. nañu doon secteur boo xamee ni daal buñ ko formaliser day génne l'impôt. ñoom l'impôt rek dañuy xalaat. ci secteur économique bu mu nekk te secteur boobu ñun suñu choix économique. mooy bañ leen a teg l'impôt yu fort xam nga lu tax. parce que seen productivité bariwul. te lépp lu yoo xam ne gagné nañ ko moom moo tax askan wi du révolté wu. parce que dañuy redistribuer xam nga loolu yooyu concept noonu. dafa am solo ñu théoriser ko. ñu décomplexé par rapport ak secteur boobu ñu fexe nu ñu leen di dimbalee nu ñu leen di organiser nu ñuy fexee ba nga xam ni ñoom ñooy ñi nga xamee ni ñoom ñooy yokk koom-koomu réew mi loolu mbas mi daf ñu ko jàngal ne ndekete secteur boobu la ñu war a gën a fonk ni ñu demee ba wekk diaspora bi ak li ñu fay dugal ci ay koppar waaw ñu dem ba wege ni secteur informel wala lu ko raw su ko defee at yii di ñëw suñu politique yépp dañ ko waroon a wëlbati jëmale ko ci ñooñu parce que gis nañ ne ndekete société yu étrangère yu li mu fi bari ak ba ci ñenn ñi di wut ay pexe di wut turu Sénégal pour mën a gën a gagner ay marché seeni bénéfice bitim réew lay jëm te buñ nee force Covid nañu cotiser ñay cotiser du ñu bari tigi dëgg la donc kon nañu xam lan la moom suñu bopp bi ñuy wax te mbas mi war ñu koo jàngalaat ci économie boobu la jëm la war a jëm dañu waroon a wëlbati suñuy stratégie ni ñuy wëlbatee tey jii suñuy priorité très bien am na solo loolu noonu jar na émission je pense que alors monsieur le ministre lu ñu war a bàyyi xel waxtu wi daf nañu pratiquement donc yow yaay intervenir ci njeexital li ci ponk bi nga xamante ne wax nañu ko muy lu am solo waaye bëggoon naa nga tontu également wala nga réactualiser ñu ci tànneef bi nguur gi defoon lépp luy ameublement mu jële ko ci artisan yi ci réew mi loolu da ngeen koo ba wala da ngeen ci amul satisfaction wala nu mu jot a demee. non bàyyiwuñ ko mën naa la limal ay ministères yoo xam ne yi soo fa demee en tout cas ci sama bureau naataango bu ma dugg li fa nekk yépp ay
menuisier yu nekk Sénégal ñoo ko liggéey. te xam nga du ma ko wax. te amul. mën naa wax par exemple benn ministère de la fonction publique. bi ma duggee bureau li fa nekk yépp xam nga du ma ko wax te amul. parce que ki ko liggéey mi ngi fi. ñi fay liggéey collaborateur mi ngi fi te jomb naa wax lu dul loolu. comme plateau bi nga toog aussi. ak salle de rédaction bi te ITV lépp lu ngeen gis fii. fii lañ ko liggéey ma yokkal la ci beneen. boo xam ne bii man xam naa ko ministère éducation nationale. livre yi ñuy defar. maanaam bi ñuy manuel scolaire yi ñuy def mathématique. bi ñu ñëwee am benn programme pour jox élèves yëpp livre. at mu njëkk mi bi ñu defee appel d'offre téeméer bu nekk juróom-ñeent fukki yi ak juróom. ay éditions étrangères ñoo ko gagné woon. oui bëgguma tudd seen tur. bi nga xamee ne am na ma daje ak éditeurs nationaux yi ne leen lu tax lii am fekk programme bi dañ ko doon def ak Canada. ñu def ñaar ñu ne défaut de formation la bu ñu am. ci fond projet bi ñu jël ci xaalis former leen. pour nu ñuy defee ni ñuy présenter seen dossier nu ñuy présenter maquette livre yi. ñaar beneen bi ñu def ci appel d'offre bi 15% de préférence communautaire. mënuñu ko woon a def préférence nationale. parce que suñu defoon préférence nationale dañuy jalgati règle UEMOA yi. parce que entreprise sénégalaise bi ak bi nekk beneen pays UEMOA ñoo bokk. ñu def 15% préférence communautaire. deuxième année bi 66% marché yi. entreprise sénégalaise yi ñoo ko gagné woon livre yi. oui. dernière année bi 95% marché livre yi ay éditeurs nationaux ñoo ko def. te loolu nguuru président Macky Sall moo ko liggéey. mais beneen bi li ma bëggoon a wax. mooy xam nga affaire contenu local ñun sénégalais ñu aar suñu économie baax na war nañ koo def waaye tamit war nañoo xam ne dañoo nekk ci àddina boo xam ne dafa ubbeeku. maa ngi liir démb xaw ma bërki démb benn doomu Sénégal bu créé benn bu inventé buy liggéey ci benn projet de voiture autonome. bañ naan Amazon mi ngi koy jënd. jënd na ko ci lu cher a cher a cher. am na noo xam ne nii soo ko taxawee. ñeneen ñi taxaw ko doomu Sénégal boobu. du dem liggéey foofu. parce que mbir mi war ñoo jàpp rek ne ñun. ñoo am ñu jóge bitim réew di liggéey suñu réew. ñun tamit dañoo war a am ambition. suñu réew ñu fort ci ba nga xam ne ëllëg Sénégalais doomu Sénégal mën naa dem Chine wala mën naa dem États-Unis wala mën naa dem Russie wala mën naa dem France ci ay technologie avancée. ak ci leneen mu concurrence ñeneen ba jënd fa ay entreprise loolu dañ koy liggéey. dañoo parce que suñuy tëju rek dafa mel ni dañoo ragal. alors que on a des ressources humaines yoo xam ne yi ëllëg. loolu wane na ko. entreprise boobu Zos la tudd. defe naa xaw ma. Aïcha Sarr waaw Evans. koo xam ne kii dans le domaine de l'informatique. dañ koy citer au plan mondial. mu doomu Sénégal. su fekkee ne ñooñu nee nañu. kii du suñu doomu réew. du fi liggéey kon boog loolu du ko fa mën a am ba koy indi fii ci Sénégal. donc ñaar yëpp waaw ñaar yëpp daal dañ koy dafa am benn équilibre bu ñu war a trouver. mais li am solo pour man li ñu war a terminer. mooy li nga wax sànq. mooy ñun ñëpp na xam ne feebar bi demul mi ngi fi. stratégie sanitaire bi même dana changer. parce que ni ñu ko daan defee ku ko am ñu jël sa njaboot yëpp mënatu la continuer. danañ dem di ko gérer. comme sànq kii ni mu ko waxee feebar yi nga xam ne yëpp réglé nañ leen. ay tuberculose léegi lañ koy gérer nii. mais bi muy doog a génn ni ñu ko daan gérer bii noonu lañ ko daan gérer. mais dem nañu ba am ci ay stratégie dem donc ku nekk xam ne feebar bi mi ngi fi. ku nekk yaay aar sa bopp. ci li ngay aar sa bopp da nga aar sa njaboot ñi la gën a jegeñ. oui da ngay aar aussi yeneen ci askan wi. ñun ñëpp ñu liggéey ci loolu. après nag léegi su boobaa. danañ ko gagné. te xam ne tey jii même dama doon wax ne même à supposer que ñun mois de mai même ñu am 0 cas. suñu amoon 0 cas mois de mai. rafet nga si njort. waaw ma ne mois de mai bi passé laa wax mois bi passé suñu amoon 0 cas. mais après lan lay régler et après. suñu amoon 0 cas pays yi ñu réew am ay cas. yeneen réew yi am cas et après. parce que faut relever aussi monsieur le ministre que
am na ay cas importés yoo xam ni foogoon nañu jeex na. waaw mais comme ay doomi réew mi la yu am yelleefu. ñu delloo si leen ci réew mi ni ko nañ ko saako woon. bi ñëwee am na ñu ko si indaale. waaw am na ñu ko indaale. mais moo tax man la mois de mai même. mois de mai bi passé à supposer hypothèse d'école parce que passé na. suñu amoon 0 cas. dañuy continuer di fermer wu kenn du dugg Sénégal. su kenn duggoon Sénégal mën na fee indiwaat feebar bi. tant que affaire bi jeexul au plan mondial. même su jeexee ci sa réew. tout pays est exposé. tant que mi ngi dem am ay nit yu dem ak a ñëw. donc loolu la science bi. amee solo fi mu nekk nii. ñu liggéey ci ay vaccin liggéey ci ay traitement ma bañ ñu néewal li ñuy def. il ne faut pas qu'on pense que demain parce que réew développé bi trouvé na vaccin wala traitement. ñun Sénégal yi liggéey nañu. et d'un point la science est universelle d'un point de vue institutionnel. article boo xam ne bii professeur Seydi bii def na ko. mën naa inspirer benn chercheur chinois wala américain wala beneen. mu trouver vaccin mais la preuve ñu ngi topp seen protocole. liggéey la boo xam ne bii c'est au niveau mondial c'est les scientifiques. mais la preuve ñu ngi topp seen protocole te mboolem réew yi nga xam ni soi-disant influent. waaw toppuñu ko xarab nañu ko. absolument donc respect à tous nos professeurs. respect ak ëllëg. su benn vaccin amee. waaw il ne faut pas qu'on pense que. réew boobu cote scientifique boobu moo ko trouvé. c'est la somme de connaissances. bu ñu accumuler. dans tous les bëgg naa balaa ngay dem moom mooy indi vaccin boobu ak traitement boobu si plan de relance bi. surtout stratégie bi nga xam ni moom la ñu war a teg d'un point de vue institutionnel ci sa gis-gis. non plan de relance bi xam nga. suñu économie pays laal na ko. comme ni mu laalee économie yépp. déjà investissement yi ñuy def dans la santé. loolu dana am loolu bu muy joué ci relance économie bi. parce que fii au Sénégal investissement public. dafa am lu bëree bëri lu muy joué ci suñu économie réew. donc defe naa daal président au total li mu wax. lu nit mën a dégg la. li ñu passé xayma na ko. wax na fan la ñuy toll. wax na fan lay yóbbu Sénégal. très bien loolu nag la ñuy xaar ci njiit. docteur dafa am loo si bëgg a toftal. plan de relance bi je pense que il faut que débat bi posé ko. waaw. en termes institutionnels. waaw parce que l'absence du Premier ministre. très bien expose le chef de l'État. je pense que jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant docteur Moustapha Fall di juriste droit public ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm également Ousseynou Ly bokk ci secrétariat national bu PASTEF di gërëm docteur Cheikh Gueye bokk ci cadre unitaire de l'islam muy cadre bi nga xam ni moom mooy secrétaire général bi di gërëm également monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam yore lépp lu jëm ci wàllu eau ak assainissement. je pense que li nga xamante ni am na solo ñu war ko jàpp mooy njiitu réew mi yëkki na état d'urgence donc état d'urgence amatul waaye njiitu réew mi insiste na ci ñu gën a respecter mesures barrières yi ñu gën a fàggu ci raxas loxo yi ñu gën di takk masque yi ndax jàngoro ji il faut ñu continuer di dund ak moom ndax lu ko mooy it suñu yokkute suñu taux de croissance bu naree jóge ci 6% wadd ba ci 1% foog naa ni ku nekk di nga xëy bëgg lu yóbbu sa kër te doo ko am te fi mu toll nii bu yeboo ñi jàpp ne nguur gi bàyyil nañoo ko suñu bopp ñi jàpp ne nguur gi daf ñu gën a responsabiliser au niveau individuel mais lu ëpp solo mooy ku jàngoro ji dal sa waa kër nga kaa njëkk a wàll yaa si njëkk a lor si sa njaboot te jombul kenn ndax ni ñu ko waxee sànq njiitu réew mi si boppam yóbbu woon na boppam 14e gis ngeen Mermoz la defee discours bi ngir beru ngir xool ndax bu période de kii bi jeexee waaw bu jeexee fukki fan yax ñeent yi bu jeexee ndax dinañ ko tester positif ou pas ñaanaluñu ko waaye fàggu gi rek mooy bañ ko wàll bu fekkente ne nii doomu jàngoro ji mu ngi ci moom ku nekk su ñun attitude boobu nga war a am di leen gërëm di leen sant mbokk yi ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen ci seen émission veto di leen jox dig daje ci beneen total incha allah ëllëg 18h30 ci ITV gunge leen bu ci xibaaru 18h45 ak 19h45 bonne soirée sur ITV.